xibaar yi ci RFM. juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Media ñi ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax ànd beeg nun xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey. ñiy tonni mbalit mi nee nañ UCG amel na leen lu toll ci juróom benn milliard sonn nañu ci xaar bi juróom-ñetti weer ñuy topp bor bi fi mu ne nii bëgg ñu fay leen ko. loi bi ci contenu local bi pétrole bi ak li ci Sénégal yi di xaar gouvernement bi war na koo xoolaat ndi am na ci loo xam ni baaxul te jar naa soppi bu baax a baax balees koo wote club des investisseurs du Sénégal tey ji ñoom ñoo ci doon janook taskatu xibaar yi seen alxames ju njëkk ju wees yoo xam ni sanc nañ ko di ci sanc ay waxtaan. bis biñ jagleel càmm gi tey ji ca Kayel sàmm si yeggee njiitu réew mi seeni tawet mu ni nag dina yokk fond bi ñuy jëndee aliment bétail di xont bi lu ba mu yegg ci ñeenti milliards mu ni itam foofee moom ci boppam Macky Sall léegi dana doon ab sàmm di yar. Colette Senghor rob nañ ko tey ji ca Bel-Air ca wetu borom këram ak doomam Abdou Diouf ak Elisabeth Diouf ak Moustapha Niass yëpp teew woon ko ci mees bi ñu ko amaloon ca cathédrale bu Ndakaaru. ñaareelu pàcc bi tàggat yaram jamono ji Sénégal nag di jongante ci wàllu quart de finale yi 1-1 di huitième de finale yi 1-1 digganteem ak Portugal ci footballu tefes ci coupe du monde bi dina gën a yaatu ak Abdou Diouf Junior. gan gi Mamadou Ousseynou Sakho mooy secrétaire général ministère de l'élevage waxtaan wu ñuy seq ci journée nationale de l'élevage bi ak tolluwaayu secteur bi. Makumba Bey. tàmbaleek jëye ju amee ca Pikine rue 10 Gazelle ñaari nit ñu doon xeex kenn ka sànniw xeer ndekete dal na ci màggat moo xamante ne nii amoon na juróom ñaar fukki at ak juróom te da doon muuru noonee la mujj faatoo ndongo ka des na ci dellu si ci beneen jotaayu xibaar wala ci kanam tuuti yegg si kon nag ci Colette Senghor bi nga xam ni tey jii nag la ñu ko doon denc gannaaw mees boo xam ne amal nañ ko ca cathédrale bu Ndakaaru ci teewaayu Abdou Diouf Moustapha Niass ay ambassadeur ak itam yeneen kilifa donte mbooloo mi nag wuy ji wuñ woon ni ñu ko yaakaare woon ginnaaw bi ñu rob ko ñu ànd ceeg leerali Pape Bes di ba. Sénégal def tàggatoowam ak Colette Senghor di soxna Léopold Sédar Senghor Monseigneur Benjamin Ndiaye mi jàng meesam ci cathédrale bu Dakar di fàttali lu Saint Paul wax ne dee du lenn lu dul jaar-jaar bu ñuy jaar mbokk yi xarit yi ak ñu ko jege woon moom Senghor ku mel ni Abdou Diouf wankoor Moustapha Niass ñi ngi woon ci cathédrale bu Dakar goo xam ne taxu ko woon fees maître Augustin Senghor bokk na ci famille Senghor moom am na explication. ñëpp mënuñu woon teew fii mbir bi noonu la ñi nga xam ne dañ ko jege ñi nga xam ne mbokk la ñoo fi nekk ak ñi nga xam ne xëj na xamoon nañ moom mooy kan ak li mu tekkoon si réew mi mais ñooñu defe naa doy nañu pour seere bi ñu war si moom rax ci dolli nag il faut ñu bañ a fàtte ne diir bu bare daw na depuis bi président Senghor jógee ci nguur gi ba tax na xëj na am na génération xam ne ñoom sax si boppam xamuñu ko bu baax waxama sama donc jabaram loolu tam dañ koy nekk loo xam ne lu normal la warul bett kenn. ñenn ñu àndoon ak Senghor ci wàllu politique bokkoon parti socialiste ñëw nañ bokk itam ci mees ba Alassane Diallo Ndiaye kenn la ci mu ne coloré Senghor la. coloré ci liñ ma jàngal mooy dañu ko war a sàmm lu tax coloré tax ndaxte ma ne dama commencé sama carrière fii temps président Senghor donc loolu moo tax ma ñëw fii fëtalu coloré ndaxte ci liñ ma jàngal mooy nit bu la defee lu baax da nga ko war a fay loo man li tax ma ñëw fii surtout pour Senghor la ak surtout pour Sénégal notre Sénégal. Colette Senghor léegi ñu koy tëral ci cimetière bu Bel-Air ci wetu jëkkëram Léopold Sédar Senghor mu mel ni kon dee dajale na kii baay ji kii di doom ji ak yaay ji. delluwaat ca tiis wa am ca Pikine rue 10 Gazelle soxna su tudd Ndeye Diagne amoon juróom ñaar fukki at ak juróom doon muuru ba toll ci ñaari weer gone yi doon xeex ba kenn ka joor morom ja aw xeer woowee nag moo ko fekk si ndekete yoote ca lay jaare tey jii nag lañ ca xëy ca kër ga doomam ju jigéen nag mbir mi métti ko lool reportage ndongo ka Khady Diop nekk ci naqar ak tiis wax nag doon lu ko jafe waaye terewul muy dellu si nag ci waxtu yu mujj yi mu dund ci wetu yaayam. instant yi day muur waane day xëy fajar dem syndicat jëndal ma indil ma génnal na ma ci mbedd mi ma toog timis jot na nee naa ko yaay jógal jàpp julli mu julli ba pare toog ma xaar ma man tamit ma dugg jàpp julli ba pare ñu daal di toog ñii xeex sax gisuñu leen xale yi ñoo leen gis ne ñii dañuy xeexi ma ne xale yi denc leen paaka yi ndax tàmm nañ saay bu ñuy xeex di ut ay ngànnaay
moom ndem si yàlla Ndeye Diagne ay atam toll woon ci juróom-ñaar fukk ak juróom daal dee faatu nag ci anam yu jéggi dayoo. Khady Diop di dund akub laago ci fauteuil roulant ba mu toog ci anam yi woy juróom bi nag ñàkkee bakkanam lépp mu daal ciy teg bëtam. léegi bi mu taxawee ci couloir bi noonu ne ma Khady duggal ma ne ko waa yaay maa ngi ñëw fi ma naan ko yaay maa ngi ñëw rek ñaar ñiy xeex egsi kenn ki daw dugg si biir kër gi fekk sama yaay moom mi ngi may sauver fi ma naan ko maa ngi ñëw kenn ki daw dugg si biir kër gi kenn ki bi muy jël xeer sama kanam la bi mu koy sànni sama kanam la ndax seen la yore woon ak xeer kenn ki papa bookum la tudd kenn ki des xale yi ne nees lañ koy wax fi la sama yaay daanoo tudd yàlla sama yaay fi ñu ko sànnee xeer bi ci kanam foofu la yem. ca quartier Gazelle rue 10 nag lu ëpp nag ci ndaw ñi ak seenu doxalin mu doon nag lu nuy ñaawlu. koñ bi nag chaque jour nii la rek dañuy ñëw di xeex sax ñëw ba ci sunu biir kër sa buntu kër rek nga am kon boog ñu dimbali ñu si. ci xibaar yi ñu jot nag kenn si ñaar ñi doon xeex nag daal di nañ koy teg loxo waaye keneen ka ca des moom dafa daal dee daw ba léegi police mi ngi koy wër. Ndongo ka Pikine RFM. jërëjëf Ndongo juróom-benn minute gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futurs Médias. RFM rajo askan wi. loi bi ci contenu local bi ci la ñuy yaakaar sénégalais yi lay ruus ak néew ca pétrole ba ñu mën caa am waaye nag club des investisseurs du Sénégal tey jii xam le na ni bëri na ci loo xam ne faaw ñu jooyandi ko bala nga xam ne nag dinañ ko yóbbu assemblée nationale di ko voté lu ko mooy rek ay dina am tey jii nag ñu doon tàmbali alxames ju njëkk joo xamante ni ci la ñuy woote léegi nee ñu alxames ju nekk nag waxtaanee wàllu koom ak tolluwaayu réew mi Abdoulaye Diop. loi ñeel contenu local jëm ci wàllum yorinu pour ressources naturelles yi am na lu bëri lu ci manqué yooyee nag ñu war koo mën a fàttandi ngir entreprise locale yeeg askan bi gën see mën a gis seen bopp suñu sukkandikoo ci Birahim Seck di coordonnateur bu Forum Civil. lu jëm ci naka la ñuy transférer les technologies loolu laa wax ci dara loolu insuffisance la naka la ñuy former ñi nga xam ne ñoo war a intervenir ci wàllu exploration wala exploitation pétrole wala commercialisation wala transport loolu laa wax ci dara naka la ñuy fexe ba nga xam ne bu bañ am confusion entre li ñuy wax contenu local ak responsabilité sociétale li ñuy wax RSE donc règlement. yeneen nëpp jafe-jafe yi tamit daal nañu koy wax bokk na ci naka la ñuy taxawalee société sénégalaise ak lu ñeel wàllum traité bilatéraux yi docteur Abdourahmane Diouf mooy directeur exécutif bu club des investisseurs sénégalais. dañuy jàpp ne contrat bi nga xam ne seen réew moom la signé ak Sénégal moo leen fi indi Sénégal jàpp ne ñun contrat bi ñu def nii loi bi mooy contenu local moo leen fi indi donc bu xëccoo amee mën nañu fexe ñoom ba lépp li nga xam ne moom la ñu waroon jox comme ci sénégalais duñ ñu ko jox parce que dañuy jàpp ne suñu loi tënku leen loolu dañ ci war a liggéey bu dee état bi dafa bëgg a protéger secteur am dafa war a wax non seulement da nga war a créer société Sénégal mais alal jooju nga koy créer comme ba ca nekk na ko ay sénégalais moom. place sub secteur privé national ci loi bi ñeel wàllum contenu local mooy thème bu njëkk bu jeudi du 6 club des investisseurs sénégalais bëgg ci loolee gën a farataal waxtaan yi jëm ci koomub Sénégal. ba tey ci wàllu koom tey jii nag bëccëg bi ñu jagleel wàllu càmm gi ci réew mi mu doon amee ca Kayal ca département wu Mbacké tawat yu bëri nag ñoom éleveurs yi yëkkati nañ ko nag biral ko ci kanamu njiitu réew mi nga xam ne moo ko jiite woon mu am nag loo xam ne dégg na leen ko nde nee na fond bi nga xam ni moom la ñuy jëndee aliment bi di xont bi dina ko yëkkati mu dem ba 4 milliards moom ci boppam itam nee na léegi dina soobu ci càmm gi Marema Diop. Kayel ci département bu Mbacké nekkoon selebe yoon bu sàmm yi ñu bawoo ci fukk ak ñeenti région yu Sénégal ngir màggal ci bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel wàllum sàmm si kii di abuka ñu dénk ko mu liir mémorandum bu sàmm sépp moom nag dikk na ci li nga xam ne moom lañ bëgg ñu defal leen ko. nous sollicitons li ñu bëgg moom mooy ñu jox ñu 50 000 hectares ca vallée ba bu ko defee ñu fay béy li nga xamee ne jur gi dinañ ko mën a dundee bëgg nañ tamit ay forages pastoraux bëgg nañ ay financement waaye tamit formation soxal nañu lool la. tenons la promotion de l'assurance agricole. président de la république gannaaw nag ba mu dalloo li nga xam ne moom mooy seeni jafe-jafe Macky Sall daal di leen di indil ay saafara bokk na ci yokk koppar gi ngir ñu jënd wàllum aliment waaye itam defal leen wàllum assurance. waxtu wi may wax seen fonds 2 milliards et demi mu ngi ci. dinaa leen ci yokkal fan ñëw li nga xam moo jógee ci assurance ARC yeneen 2 milliards mu nekk 4 milliards et demi pour aliment de bétail. dégg naa aussi li ngeen wax
ci wàllu forage pastoraux danañu liggéey avec le ministère de l'agriculture, le ministère des collectivités territoriales et surtout avec l'association des maires pour que ñu jox leen suuf. moom président de la république yamul foofu woo na askan bu Sénégal gépp ñu sub seen ay yoxo ci wàllum élevage bi lu ni mel waral na sax mu ne moom daal dinay tàmbali nekk ab éleveur. kon nag da ngeen am éleveur bu bees en la personne du président de la république di woo tous les acteurs yi nga xam ni mën nañu dugg ci élevage. Marema Diop fii ci diwaan bu Kayel RFM. jërëjëf Marema Diop yeeg yéen ci xibaar yi ak directeur de publication bu L'As di Amadou Ba ak rédacteur en chef ba di Awa Bousso dañ leen woolu ca dikk tey jii nag di leen laaj ndax Serigne Mboup nag moo leen porté plainte ci mbir moo xamante ne nii dox na seen diggante jombul ñu dellu si ci beneen jotaayu xibaar ki ñu jàpp ni moo faatoon photographe bi di Abdou Razak Kane ca Malika nag moom fi mu ne nii nag jàllale nañ ko ba day fanaan ci kaso bi tey jii mandat de dépôt keneen ki nag moom moo des ñaar ñi ki ñu jaayoon photo appareil bi moom itam dem na mandat de dépôt mu des keneen ki ñu yaakaar ne moom itam laale na ci mbir mi fukki minute gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. concessionnaire yi tonni mbalit mi nee nañu gouvernement bi fi mu ne nii bànqaas bi ko ci teewal di UCG daal dina leen di amal lu toll ci juróom-benn milliard boobaak léegi juróom-ñetti weer yoo xamante ne nii dërëm duggul ñu bëgg nag atte barok fay jox leen seen xaalis ndax fi mu ne nii jural na leen i jàngal gàllankoor bu baax a baax Youssou Wade kenn ci ñoom ci jokkoom ci téléphone beeg Pape Bes Diba. mooy retardu règlement yi ma wax bon dañ toog di liggéey di autofinancé parce que ñooy jënd suñu gasoil ñooy fay suñu lii pendant 6 mois bon xam nga buñ la fayul dafay xaw a métti bon loolu moo waraloon démb ñu daje pour jéem a évaluer situation bi ensuite pour que président dégg nu après les communiqués là on a adressé au président benn mémorandum pour que au moins mu man nu woo ñu toog parce que comme que dafa wax ni dëkk bi dafa salté te ñun on a la solution ñu ñooy acteurs yi boobu ba léegi on n'est pas interpellé ñu bëgg na ñu toog comme ça ñu jox une solution ci salté dëkk bi et que on est prêt peut-être à l'accompagner pour que dëkk bi zéro déchet ñu wax mu mën a am. ñaata lañ leen ameel yéen. bon ça tourne autour de 6 à 7 mois. ci xaalis lépp xayma gi ñaata la. bon ñu ngi wax entre 3 et 4 milliards mënuma chiffrer exactement bon parce que concessionnaire bu nekk am na sa facture on n'a pas la globalité bu facture ku nekk. ndax mën nañ xaar ngeen di denc seen i camion. non duñ ko denc bon dañuy jéem a góorgóorlu ba alors bon peut-être suuf ak réaction yu ñu def nii bon peut-être l'État va nous entendre jën woo et puis leeral nu par rapport à la situation mais ñun taxaw suñu bu ñu sañoon dëkk yi fi gën a set te mën nañu ko setal bu ñu président woowee mën nañu ko jox solution yi. ngoog mu nekkoon ay leeral juróom benn milliard ci liñ ñu jox ñoom loolu la ñu wax ni moom la ñu leen amal ki jiite UCG nag jéemees naa jokkoo ak moom waaye nee na ma nga bitim réew. wéy ba léegi ci tawati askan wi ak ña dëkk ca diwaanu Ngunjaan dëkk la bopp ma nga ca Kees ca département ba. carrière yi nga xam ni moom moo fa nekk ak mine yi nag mooy li bokk ci li leen sonal doon loolu nag fi mu ne nii tàmbali na am nag ab jeexital ci seen wàllu liggéey rawatina mbay mi ak càmm gi ñu doon wax léegi ñoom nag ñu bëgg ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fa fare rawatina nag profito ci wisitu ministre de la jeunesse moo fa doon amel ab maison des jeunes daal di koy yeggee yooyee tawat yëpp ñu ànd ci ak leeral Cheikh Anta Diop. Ngunjaan di dëkk boo xamante ne ay mine ak ay carrière ñoo ko wër waaye ki nga xamante ne moom mooy Mbaye Dione di maire dëkk bi wax ne ñi nga xamante ne ñoom moom carrière yooyu de ñu ci bëri seen jëflante ak askan wi di dëkk ci pegg carrière yi des na lu baree bari te lu jëm ci patente yi nga xamante ne moom la ñu duppee contribution économique locale GES li ci Ngunjaan war a jariñoo des na. Avant la réforme de la patente Ngunjaan recevait 250 millions. koppar yi ñu daan jële ci carrière yi nga xamante ne ñoom nekk fii ci Ngunjaan laataa réforme bi daanaka ñun suñu gafaka lu toll ci 250 millions da ci daan dugg waaye tey jii bi réforme bi ñëwee muy sel ñun 80 millions rek la ñuy jot. Après la répartition de la sel Ngunjaan n'a reçu que 80 millions. ñun ñoo ko war a gën a yayoo ndaxte carrière yi poussière bi jóg di gaañ askan wi yëpp fii ci Ngunjaan la nekk. Les terres des carrières sont dans le périmètre de Ngunjaan. lu jëm ci wàllu
wàllu kéw it jafe-jafe la tool yu bëri daanaka tey jii de kenn mënatu koo jariñoo. Nous savons tous que les carrières sont aussi une source de pollution. carrières yi sasoo fii ci Ngoundiane yàq nañu kéw gi daanaka mbay doxatu fi ñi ngi sàkku nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor carrières yooyu de ñu jàppale askan wi rawatina baykat yi. et une réduction constante des superficies cultivables. Philippe Grisol mi nga xamante ne moom mooy directeur général bu GECAMIN wax ne dina am ay jéego yu am solo yoo xamante ne dinañ ko def ngir askan wi. La GECAMIN a le devoir aussi de partager. ci loolee sax tabax nañ fi ak kër gu yanj goo xamante ne jagleel ko ndaw yi waa Jaak nekk ci Ngoundiane def ci ay jumtukaay yoo xamante ne élèves yi dinañ ci man di jàng jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu ndaw ñi di nee na Fatoumata Tall moom moo ko doon ubbi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. intersyndical bi ëmb liggéeykat yi ci collectivité territoriales yi nee nañ nag boo moytuwul dinañu dem ci grève bu fekkee ni état bi nag appliqué wul lii di texte yi ci fonction publique locale dogal bu ñu jël tey ji ci assemblée générale bu ñu doon amal ca Tëngéej ngir waxtaanee tolluwaayu liggéeykat yi ci municipalité yi Abdou Diouf Diagne. dundu liggéeykat yu mairie yu Tëngéej sore na lool ak lu neex ñoom ñi ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel banque yi sax jamono ji di leen bëgg a rey ndax seen bor yu bëri Fatou Thioune moom mooy responsable bu CNTS FC fii si Tëngéej. nee naa agent municipal mën na lekk asaka imaginez 100 000 francs wala 150 000 francs salaire ñu di dindi ci liñ ciy dindi nga bëgg fay luyaas bëgg a dundal sa soxna ak say doom banque bu ngeen mën a dem ci àddina te agent municipal ne fa rek surtout ici si arrivé ils sont tous endettés dañ leen na jiital banque yi dañ ciy dem ba di dagg seen salaire ba xam nga ceer la ñu war a jël dañuy jël ba duñ la jox lu dul état bi daal di doxal li nga xam ne moom la ñu duppee fonction publique locale mënula génnee liggéeykat yooyu seeni jafe-jafe ki gisee noonu di Mbaye Sow secrétaire général départemental bu fédération des travailleurs du Sénégal. fonction publique locale parce que ku ne xam ne ne IPRES système de points la et de cotisation boo ci demee li nga ci fayeeku amul benn natable bu ñu ko méngalee li nga xam ne mooy FNR parce que FNR lu bon boo dee fonctionnaire local boo retraité di nga fayeeku au moins sa salaire de base loolu mooy tane donc képp koo xam ne kii ndaw nga am benn statut bi am yenn diplôme yi defe naa li gën ci yow mooy nga dugg ci fonction publique locale. Sidiya Ndiaye moom gën a sori président intersyndical des travailleurs des collectivités locales di xam ne sax bu état bu Sénégal deful ay jéego dinañu amal ab grève générale ci fan yi nga xam ne moom la ñu dëjmal. fu mu nekk ni moom pare nañu su mën nañ ci xeex wi te duñu dellu gannaaw tant que gis ñu lu leer bi mooy grève générale bu fekkente ne campagne de mobilisation et de sensibilisation bi ñu commencé bi amul résultat dañuy dem ci grève générale banque suñuy loxo tëj mairie état civil yëpp la ñu tëj bu boobaa état bi ñu yaakaar ne dina jël ay matukaayam pour régler problème. membre intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales nag dañ doon amal ab assemblée générale fii ci Tëngéej RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. président comité gestion école Manguier Jaraaf Ibra Paye mooy jiiñ meeru Gueule Tapée Fass Colobane ni nag daa bëgg a dugal ab usine ca biir école ba te loolee nag amul ay textes yoo xamante ne nii jaadu na ci kenn warul xool école boo xam ne ni ay gone dañ cey xëy nga fay dugal ab usine muy yëngu ca biir Moustapha Thiandoum lañ ciy déglu ci micro Virginie Léontine Sagna. dañoo toog monsieur le maire en partenariat ak ay groupement de femmes ay bajjanu gox ak yooyu bëgg a jël ñooñu jox leen autorisation ne dañoo am benn projet bu ko ñëw projet boobu def ko suñu biir école bi amul benn espace amuñ fa benn espace boo xam ne vraiment mën na accueillir ay projet yooyu su dul loolu sax école bi communauté bi moom école dañ ne l'école appartient à la communauté maanaam école bi communauté bi ñoo moom école bi donc nag école waroo tëba tëb rek ñëw fa naan da ngeen fay def quoi que ce soit lu ñu bëgg mooy vraiment monsieur le maire ak ñooñu mu àndal pour ñu def fa boobu projet ñu arrêté ñun nag li ñu war a def nañ ko léegi ñun suñu bopp élève bu si nekk jox nañ la convocation nga jox ko sa parents yi ñëw nañu foofu xoolal seen bopp travaux yi ñu fay def ñoom ñëpp ñu fustiger loolu ñu bañ ne loolu waru fa am te du fa am si wàllu IEF bi li ñu def mooy ñun dañoo jaar fi ñu war a jaar dañoo dem ñu saisir IEF bi ñu saisiree IEF bind ko IEF jël transmettre ko le préfet de Dakar mi nga xam ne moo yore la force publique ñun nag duñu xeex duñu xuloo yébalu ma fa kenn mu yàq fa dara lu dul lépp lañ ko bàyyi si monsieur le préfet mi nga xam ne moo fi nekkal Ndakaaru ñu dagal travaux yi daal la ñu bëgg parce que loolu xajul suñu école dañ koy dénoncer jusqu'au dernier souffle. mu nekkoon Moustapha Thiandoum kii di Abdoulaye Sakho nag ca mairie ba la bokk lii la ci tontu Mamadou Amar Ndione ci jokkoom ci téléphone bi. waaw problème boobu depuis semaine passée lañ ko commencé am dafa di problème boo xamante ni vraiment jigéenu mairie bi sax daf ko apprécier rek ñu jigéenu commune bi le collectif des femmes de l'ensemble de la commune ñoo xamante ni ñoom seen doom yi ñooy jàng ci école bi ñoom sax ñoo moom projet bi dañoo postulé woon au niveau de international avec la Croix-Rouge sénégalaise et espagnole ñu postulé avec plusieurs mairies du monde ñu tànn ñu pour jàppale suñu jigéen ñi pour ñu am benn usine pas usine bien sûr un centre de transformation centre la boo xamante ni day jàngal jigéen ñi ni ñuy defaree araw ni ñuy defaree mboq et cetera et cetera et cetera am na sax yoo xamante ne formation yoo xamante ne day jëmale ci fruits et légumes donc jigéen ñi depuis ñu am ko
site bu bëgg ñu choisir ko site bi boo xoolee bu baax fu mu nekk à côté lépp école de formation la ba Delafosse moo tax ñu choisir foofu te bërëb la boo xamante ni mën na créer sa maladie xale yi fa nekk parce que bërëb boobu ay xar ñoo fa nekk ay xar façon bu nekk ak bagage façon bu nekk moo fa nekk léegi nag commune bi comme celui qui transféré la ki la ñu jël foofu jagleel ko suñu jigéen ñoo xamante ni xale yi fa jàng yëpp seen parents yi fii ci comité bi. Assemblée nationale tey jii jàllale na budget ministère de la santé téeméeri milliards ak juróom-ñeent fukk ak ñeent jafe-jafe yi ci wàllu wér-gu-yaram nag député yi daal di koy sulli bu baax a baax ci kanamu ministre bi tey jii am ci yooyu nee na dina ci indi saafara Nafissatou Sylla. ay bërëbu fajukaay yu matlewul dara muy matériel wala sax muy personnel de santé bu spécialisé ci yu ñu mën a lim ay joytu yu bëri tey le député yu assemblée nationale daal di xëyee opposition comme sax majorité bi sax ci boppam ca 100% la ñu ànd ak ministère de la santé ci budget bi ñu ko woteel toll ci lu ëpp téeméeri milliards ak juróom-ñeenti fukk ak benn ci suñu xaalis Abdoulaye Diouf Sarr di koy rafetlu. boo si dugalee budget CM dana passé ñaar téeméeri milliards yi dem ñuy wax ne liggéey boobu nag li mu ñu permettre mooy fexe ba vraiment partout au Sénégal ñu mën a yokk effectivement donc li ñuy jox population si wàllu santé mais li des bëri na encore moo tax fekk 2020 bu laa jeex danañu livrer ñeenti hôpitaux yu bees mais danañu aussi livrer le pôle mère enfant de Diamniadio danañu livrer yeneen centre de dialyse parce que dialyse bi léegi partout au Sénégal am na fa alors que avant Dakar lay moon ak Saint-Louis. yëkkati plateau médicaux yi nag ci anam yu gën a kawe bokkoon na tey ca lañ doon waxtaanee. hôpitaux yi war nañ fexe ba ñu am jumtukaay yoo xamante ne jumtukaay yu mucc ayib la 2020 bi am na 12 milliards yoo xamante dañ koy jënd si matériel médical pour que 23 hôpitaux ak ay centres de santé yu bëri ak ay postes de santé yu bëri ñu mën leen doole. beneen bëgg-bëgg nag di ay subvention ngir daal di mën a entretenir structure sanitaire yu gox-goxaat yi ñoom ñee di am ay jafe-jafe ak acte 3 de la décentralisation. subvention yi dafa wuute bépp hôpital bu laaj ñu yokk niveau rek incha allah dañ si taxaw def ko subvention boobu warul nekk rek une subvention boo xamante ne dañ la koy jox sans vraiment que ñuy xaar si yow performance. bëri woon na tey li ñu doon waxtaanee ci wàllum wér-gu-yaram foofee ci assemblée nationale ministre de la santé nag nangu na ni lu bëri des na waaye dig na itamit ni dina def kéemtalaay kàttanam ngir daal di yeggali liggéey bi. jamono ji ministre du pétrole mooy jàll ci kanamu député yi. RFM Sport. tàggat yaram Abdou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la fay Alaaji Makumba waroon naa fa nekk de. wax nga dëgg waaye bon jéggal nañ la ko footballu tefes Sénégal Portugal jamono ji kon ñuy àddu Sénégal ak Côte d'Ivoire ñu ngi doon bër sànq. Portugal. waaw Portugal. kon man maa juum de. non man maa wax Portugal nga ni Côte d'Ivoire ayca. Portugal. kon jamono ji daal ñoom ñaar ñu ngi woon ci bër bi maanaam mi-temps bu njëkk bi. waaye jàpp leen ne 1-1 la woon bi ñuy mujjee jokkoo ak Soda Thiam léegi Sénégal nag moom moo njëkkoon a dugal kii nga xam ne moom moo di Mamadou Sylla moom moo njëkkoon a ubbi caax yu Portugal ñoom tamit ñu fayu sànq lépp lu ci tukkee ci boobu la jongante dinañ ci dikkaat ci kanam tuuti may fàttali ne wàllu quart de finale la ci wàllu coupe du monde bu beach soccer. mu ni Portugal moo jiitu léegi 2-1. waaw léegi Portugal waaw message baa ngi noonu di wadd Portugal kon moom moo jiitu léegi 2-1 contre son camp la Lassana Diassi kon moom moo dugal contre camp yu Sénégal ñu ci jaajëfal soxna Soda Thiam lu ci tukkee ci boobu la jongante ci suñu yeneen jeetaay xibaar incha allah. football Ligue Europa résultat yi. am na ci yenn yoo xam ne wadd na donte sax yenn match yi jeexagul waaye jàpp leen ne jamono jii may wax ak yéen ñii di waa Séville ñoom ñoo jiitoogum waa Karabakh benn bal ci dara PSV wala boog Sporting Portugal ñoom nag ñoom ñoo daan pour l'instant ñii di waa PSV Eindhoven li jamono ji mu toll ci ñetti bal ci dara. fi mu nekk nii nag yeneen jongante yi mu ngi wéy Lazio Rome moom benn bal ci dara la daan ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Lazio Rome kon ñoom ñoo daan benn bal ci dara ñii di waa Cluj jongante baa ngay wéy Arsenal ak waa Eintracht Francfort ñoom tamit ku nekk benn bal nga dugal sa ka ngi morom ren moom ñoom dañu leen jiitu kon ñaari bal ci dara waa Glasgow ñoom ñoo def li ni mel
Celtic Glasgow. Istanbul Başakşehir moom dafa ñàkk ci dëkkam jamono ji waa Rome ñoo leen daan 3-0. Astana bett Manchester United daan ko 2-1. Saint-Étienne moom tamit toog na ndax dafa nul tey ji ak waa Gantoise 0 partout. ñu wax ci championnat Europe yi suba am na ci match. benn ca France moo di Marseille Brest muy 15e journée ba am na itam beneen jongante boo xam ne bi la yoon ca Espagne la amee muy ba léegi 15e journée ba Celta Vigo ak Valladolid lay doon ca Allemagne nag 13e journée bi Schalke 04 ak Union Berlin ñoom ñooy laale. Taekwondo fédération bi di waajal champion yi. champion yoo xam ne bëgg nañu fii rek 2022 ñu nekk ñoo xam ne ñu dëgër la ñuy doon ay gune yu ndaw la ñu tànn daal di leen tëj di leen sélectionné kon ba noppi di leen tàggat àllarba ak samedi bu jot. loolee nag ngir waajal leen bu baax a baax ci Jeux olympiques yu 2022 yi ñuy waajal waaye jàpp leen ni itam daañu dugg ci ay regroupement fermé yoo xam ne du ñu génn fa la ñuy toog di fi tàggatu ci wàllu taekwondo loolee nag ci grandes vacances yi lay doon am na nag jéego yoo xam ne taekwondo bu Sénégal def na ko fan yi ñu génn ak compétition yi ñu demoon lan lañ fa jëlee ñu déglu ci ki nga xam ne moo di Balla Dieye mi jiite boobu la fédération bu taekwondo. sunu détection bi ñu defoon muy JTKD 2022 bi c'est-à-dire que xale yi nga xamante ni ñoom la ñu détecté woon daaw pour préparer Jeux olympiques de 2022 ñoom ñu ngi seen phase de développement ça veut dire que ñoom chaque semaine dañuy regroupé wu di entraîner le mercredi les samedis et les dimanches parce que tamit dañuy jàng mais am na programme boo xamante ni seen coach yi ñu ngi koy mettre en place di leen tàggat yu xarañ pour que athlètes yooyu mën a nekk dans les meilleures conditions ci jour compétition yi looloo tax ñun continuer nañ phase boobu mais ci mois de décembre bi incha allah sax xale yi dinañ dem dugg en camp de regroupement que chaque grande vacance xale yi dañuy dugg regroupement pendant période de vacances yi pour mën a gën a tàggat seen bopp ñu def leen programme boo xamante ni di leen permettre seen niveau gën a yokkaat donc looloo tax ñuy profité ci grandes vacances yi pour mën leen vraiment tàggat bu baax a baax a baax te mois de décembre incha allah moo nekk seen premier regroupement dinañ ci taxaw comme il faut pour que athlètes yooyu mën a nekk dans de très bonnes conditions dinañ gën a pousser gën a yokkaat liggéey bi pour que suñu athlètes yi di gën a performant ci compétition yi mag a mag yi équipe nationale bu Sénégal bu taekwondo ñu ngi ñibbisi fii ci Sénégal demoon ci tournoi international de Paris bi nga xamante ni dina regrouper lu mat ay 1500 combattants pays yu xare ñëpp ci taekwondo dañ fa présent woon fële ca Paris yàlla def dañoo déplacé woon 5 athlètes yàlla sutural nañu ba ñu ñëw ak ñaari médaille de bronze ak benn quart de finaliste ak ñaari athlètes yoo xamante ni dañoo perte ci deuxième tour wàllu pumse ñoom ñibbisi nañ tamit fan yee passé tamit ci Corée du Sud muy compétition bu mag boo xamante ni day dajale pays yëpp yoo xamante ni dañuy def taekwondo 3 combattants la ñu yóbbu woon coach Ndar Niang moo leen jiite woon ba ñu indi fa ñaari médaille d'or ak benn médaille de bronze. ñu daaneel ak rugby bi CAN 2020 qualification yi Sénégal Île Maurice lépp noppi na. samedi lay doon ca stade Léopold Sédar Senghor gaynde yu Sénégal kon war a jàkkaarloog waa Île Maurice loolee nag daañu def lépp ngir mën ko matal muy qualification yi nga junjoo sànq Alaaji Makumba Bey ñii di waa fédération nag nee nañ lépp loo xam ne matuwaay la ñu waroon ko jël ngir yëf yi doon po mu neex te bañ a am benn gàllankoor def nañu ko Omar Diagne lañ ci déglu moom mooy secrétaire général bu fédération sénégalaise bu rugby. équipe bi Île Maurice moom ak Sénégal mosuñoo dajee ñoom mosuñoo dajee ci match rugby donc bii mooy première fois ñu nar a daje ñoom donc nekk na match boo xam ni mun nañu ñoom ñaar ñëpp kenn xamul sa morom à part ci papier bi nañ xamante donc nekk na match boo xam ni gars yi te waajal nañ ko bu baax tamit entraîneurs yi parce que xamante nañ joueurs yi te équipe Île Maurice dafa nekk équipe boo xam ni dernière année yi dañu progressé bu bëri quoi donc ñu ngi leen di xaar Sénégal tamit équipe bi joueurs yi pare nañ te li ci am solo mooy équipe bi presque pratiquement les 3/4 équipe yëpp c'est des locaux donc bu nekk lu bees loo xam ni daanaka ren lay am quoi booy xool équipe bi daanaka lépp ay Sénégal la woon moom mooy di jouer France ñoo ko doon constitué mais ren moom am nañ ci daanaka Sénégal kii local yu bëri yu ñëw ci équipe bi donc innovation bu mag la te loolu aussi je pense que dina permettre équipe bi gën a dynamique. mu ngi noonu ñoom waa fédération bi nee nañu kon bépp matuwaay boo xam ne waroon nañ ko jël nañu ko délégation yi yegsi nañu ñi ñuy xaar moo di officiel yi match Sénégal Île Maurice moom mu nga war a amee samedi kon ca stade Léopold Sédar Senghor 16h lay door. jërëjëf Abdoulaye xibaar bu ñu dab sànq jóge ca sunu ndaw la ca Tëngéej adjoint commissaire de police bu Jaxaay nag dañ ko fekk tey ji mu faatu ci néegam mu nekkoon ca cité Karak corps bi nag daal di nañu koy yóbbu ca hôpital ngir ñu xam luñ ciy def ak autopsie bi.
tour du web ci RFM. tour du web bi ñu ànd ci ak Oumou Diegane Niang. bés bu ñu jagleel jur gi ci Sénégal mbooloo mu takku teew na ngir xool ana nan la ñuy def ngir amal ay activités yu mën a jur koom loole la ñuy liir ci xët bu njëkk bu dakaractu.com. opération ngir wàllum kaaraange police jàpp ci lu tolloog 259 doomu aadama ci banlieue bi muy benn ci titre yu ñuy séen ci igfm.sn suñu naataangoo yooyu di xamle ni ñooña ñoo ngi leen di toppee lu ci mel ni détention ak traficu yamba mandi mbaa yore gànnaay ak yeneen yu ni mel muy ab opération bu police tëj ci alxamis bi ñu waa Seneweb di yëgal benn meurtre ci Pikine bu ñu sukkandikoo ci seen source nag ñaari waxambaane yu doon xeex ba niki noonu faataale ci ab maire buy wuyoo ci turu Ndeye Diagne di goro ci waaraatekat bu siiw bu TFM oustaz Pape Anne kenn ci ñi doon xeex nag yoon jot na ko teg loxo waaye ka ca des gannaaw ba mu dawee ñi ngi koy wër ba tey Seneweb duñu xamal ni Serigne Daara Bekk naataangoom yoon teggeegu leen loxo ba tey Cheikhou Gueye doon na ñaan ab liberté provisoire waaye kenn mayu ko bokk na ci itam ñu yoon teg loxo ñaari defkatu ñaawteef ci mbirum cocaïne bi ñu jàpp ca aéroport international Blaise Diagne ki ko xamle di Sene News ñu mel ne ab armée mexicaine waa APR jomm ñu ŋàññante ci seen biir ba ñëpp gis leen lu ko waral nag plus di xamle ne bokk na ci enrichissement illicite bi ñenn ci ñoom di def ci bitim réew groupe état islamique di xamle ci benn communiqué bu waa RFI.fr tasaare ne ñoom ñoo waral accident bi amoon ci Mali te 23 soldats français ñàkkoon ci seen bakkan tàggat yaram nag équipe beach soccer bu Sénégal mbébétam mooy qualifié ci anam bu kenn dul lam-laamee ci demi-finale yi sunu sport moo ñu ko xamal tour du web fii lay yam ñu leen di jaajëfal ci déglu bi. sant la bu baax a baax Oumou Diegane Niang quartier vert Amadou Sabar Ba. jërë ngeen jëf dal leen ak jàmm ci quartier vert. COP25 conférence bi nga xam ne moom mooy ëmb cadre yi nekk ci mbootaayu xeet yi jëmale ko ci li nga xam ne mooy changement climatique yi dinañ ko amal ci ñaari fan jàpp fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi ca Madrid ca Espagne Sénégal nag noppi na dem ca loolee gannaaw ba mu moolee li nga xam ne mooy contribution am boobu les feuilles de route nag dina tax rek ñu gën a mën a wàññi lépp li nga xam ne mooy saxaar yi maanaam gaz à effet de serre ci loolee amal nañ benn ndaje ngir waajal délégation sénégalaise bi war a dem ci COP25 boobu ñu teewlu ci compte rendu Oumou Kalsoum Li ci ñaar fukk ak juróomeelu conférence partie convention cadre yu Nations Unies bu soxal wàllum jafe-jafe jaww ji Sénégal bëgg na wàññi téeméer boo jël ñett ci li gaz à effet de serre di jur fii ak 2035 secteur yamul laal nag bari lu ci mel ni wàllum mbay mi industrie bi ak wàllum dem ak dikk bi Madeleine Diouf Sarr nekk division changement climatique ci ministère bi yore wàllum alam gi. dina am aussi ay négociation yi moom mooy tax ñu xam nan la dëkk yi di defee seen contribution par rapport tàngaay bi nu muy duggee ci àdduna bi xool ni ñu koy wàññee donc dëkk bu nekk dafa jël engagement léegi nag ci engagement boobu il faut ñu xool ni ñu koy defee ku nekk day wax lu mu mun ak lu mu xalaat ne buñ ko jàppale mu def lu ëpp loolu en tout cas te du gaañee économie moom. ngir xeex lépp loo xam ne day indi ay jafe-jafe jaww ji réewum Sénégal taxaw na ngir def kéem kàttanam ngir wàññi loraange yi gaz yooyee di def ak njeexitalam ci askan wi kii di Abdou Karim Sall nekk jëwriñ ñu dénk wàllum alam gi. li am solo mooy dafa am une position africaine boo xam ne ci temps yële ñu passé toog nañu waxtaan parce que bu ñuy dem ci ndaje yu mel noonu il faudrait que Afrique am benn voix loolu harmoniser nañ ko ba pare. délégation Sénégal ci COP25 dina boole ay experts yu bàyyi ko ci ministère yu bëri ak secteur privé parlementaire yi ak collectivité locale yi ki ko nar a jiite rek nekk jëwriñ ñu dénk wàllum alam gi ak développement durable. contribution bu yees boobu bu Sénégal xam ne dañ koo càmbar sax waaj nañ ci ay pexe yoo xam ne jëmale ko ci li nga xam ne mooy climat bi li nga xam ne mooy marché carbone bi ak nu ñuy wutee lii di ay financement loolee bokk na ci yenn rëq-rëq yi ñu déglu ci kii di Ousmane Fall Sarr mooy président bu comité national sur les changements climatiques. suñu préoccupation mooy nañ am financement bu leer maanaam lépp loo xamante ni ndimbal la lu ñu war a jox pays yu néew doole yi pour ñu jànkonteeg changement climatique dafa war a doon loo xamante ni lu takku la lu leer la lu bokkut ak beneen xeetu ndimbal boo xamante ni réew yi daan nañ ñu ko jox ñu bañ ko jaxas ni ñu koy tëralee at par at aussi il faut mu leer pour que ñu bañ a am benn mbetteel anam yi ñuy defee transaction yi man jënd ak njaay moom ñun am na ci yenn ponk yoo xamante ni d'accorduñ ci dañoo bëgg boo waree jaay am na
yenn secteur yoo xamante ni waruñ bokk ci domaine yi nga xamante war nañ jaay crédit carbone yi ñun nag ñu ne secteur yëpp ci la ñu war a bokk. lii di gàncax gi ak coppite jaww ji ci Afrique de l'Ouest ñu waxtaanee ko fii ci quartier vert ci loolee benn ndaje amaloon nañ ko ci àllarba ji fii ci Ndakaaru ngir lancer boobile observatoire li ko tax a jóg nag bokk na ci gën a ñoŋal ak lépp li nga xam ne moo ay xibaar ci lu ni mel fii ci sous-région bi dina tax tamit ñu gën a mën a aar lépp li nga xam ne mooy ressources naturelles yi ñu teewlu ci Virginie Léontine Sagna. aar gàncax bi ci Afrique sowu jant nekk lu leen soxal looloo waral ñu tëral benn observatoire régional jumtukaay la buy gën a jàppandal dogal yi ñu jël ngir aar alam gi fii ak at yi ñu jëm. Cécile Tassint-Pelzer, njiitu coopération wu Union européenne ci Sénégal. Un programme important de l'Union européenne. ab programme bu am solo bu Union européenne ngir aar gàncax bi programme la boo xam ne itam dina intervenir ci ay réewu Afrique yu bari. de l'Afrique. jumtukaay boobu dina tax ba ñëpp ñuy liggéey ci wàllum alam bi mën a weccoo ay xibaar Aïssa Kabo moo teewal commission UEMOA ci Dakar. Après sa mise en place. gannaaw buñ ko taxawalee observatoire bi dina méngoo ak matuwaay yi mu taxawal. dina doon li tax ba ñi nga xam ni jël nañ kàddu waaye surtout waa UEMOA taxawal ab plan d'action waaye itam wone Pastef ak yombal taxawaayu ñëpp ci jafe-jafe yu soxal wàllum biodiversité. de la biodiversité et des aires protégées. suñu sukkandikoo ci rapport plateforme intergouvernementale ci biodiversité ak service écosystémique lu mat million ci ay espèces mala ak i garab soo moytuwul dinañu nax saay file ay at yi di ñëw. boobu la observatoire nag dina tax ñu gën a mën a am ay xibaar yu wóor jëmale ko ci li nga xam ne mooy gàncax gi waaye tamit li nga xam ne mooy ay ressources naturelles yi ci programme bio PAMA bi nga xam ne sax dañ cee lëkkaloog Union internationale pour la conservation de la nature ñu déglu directeur régional bu union boobu Aliou Faye ci micro Virginie Léontine Sagna. observatoire bi li ñu lancé tey dina tax ñuy saytu di xam parc national bu nekk fu ñu toll ci mbirum li ci biir menaces yi yan données la ñuy soxla ak nan lay remonter ak ñëwaat et puis dinañ xool aussi nan la ñu war a liggéey ak politique yi ak organisation régionale ak organisation même nationale de la société civile pour que ñëpp participer ci mbir mi nga xam ne mooy observatoire am solo trop. Quartier Vert jeex na dig daje semaine bii di ñëw ci beneen numéro. ministère bi gàllo wàllu wér-gi-yaram jaare ko ci programme bi xeex sibiru moo leen di may bonne santé def li war tàggoo ak sibiru ngir feggu ci sibiru njaboot gi yépp a war di nelaw ci sànke bu ñu nàndal guddi gu nekk at mi yépp muy noor di nawet bu sa yaram tàmbalee tàng demal nu mu gën a gaawee ci kër docteur bi la gën a jege ñu taxawu la ni mu ware defal la li ñu naan TDR test de diagnostic rapide ci lu ngeen dul fay dara ci barabu fajukaay yi leen nguur gi defal mu di case de santé wala DS-DOM ci fukki minit ak juróom nga xam ndax da nga am sibiru am déet bu dee da nga am sibiru ñu may la garab yi koy faj ñu tuddee leen ay ACT sibiru feebar la buy faat waaye mënees na cee mucc def li war tàggoo ak sibiru. bonne santé tuberculose maanaam sëqët su tarsi tey jii Nafissatou Sylla moom la ko jagleel. dal leen ak jàmm pharmacorésistance su tuberculose mooy su fekkente ne doomu jàngoro bi indi tuberculose di bacille de Koch traitement bi reyu ko traitement boobee nag tënku ci ñaari molécules yi leen. xam nga bu ñuy faj tuberculose dañu boole ñeenti antibiotique te ci ñeent yooyu dafa am ñaar yi nga xam ne ñoo ci gën a efficace rifampicine et l'isoniazid mais bu ñu demee ba nga xam ne ñaar yooyu mënatul faj bu boobaa la ñuy wax ni kii kat dafa am résistance ak traitement bi loolu nag mën nañ ko am bu fekkee ni malade bi ci boppam ni mu waroon a fajoowu ko. bu ñu sukkandikoo ci docteur Aliou Niang bu bureau prise en charge de la tuberculose multirésistante ca programme national de lutte contre la tuberculose ci àdduna bi yépp buñ ko xaymawee wàññi nañu lu war a mat téeméeri junne nit yu amee tuberculose multirésistante fi ci Sénégal nag xayma bi mi ngi toll ci ñetti téeméeri ki ñaar fukki cas waaye forme tuberculose bi la am na paj bu am solo bu ci am. il faut que nit ki faju lu tollook ñaari weer mu topp traitement wam ni mu waree
nombre de comprimés yi mu jël ko ni mu ko waree te garab bi aussi ñu fexe ba bu koy jël ki nga xam ne agent de santé da koy superviser. ngir moytandiku nag jàngoroy sëkkat gu tar gi daal di law faaw rek ñu am matukaay yu am solo yu ñuy jël comme itamit su fekkente ne forme tuberculose bu simple bi la. xam nga tuberculose dafa nekk li nga xam ne ñoo ngi koy wàllantee ci noyyi ki am feebar bi mooy saqat wala mu tisóoli ki nga xam ni wér na ñëw noyyi loolu kon ki am tuberculose pour wàññi liy génn ci gémmiñam buy saqat ñu ne ko nay sol masque boobu mën na ko sol lu tolloog fukki fan ak juróom nga xam ne buñ ko joxee garab yi dina wàññi lool ba dootu mën a wàlle ñi nga xam ne nag dañ ko jege à partir de ce moment bu fekkee ni kër docteur la dafa am yeneen masque yi nga xam ne moom lañ di jox te nit ki aussi dafa war a xool buy saqat nan la war a saqate booy saqat da nga war a jël mouchoir. fii la ñuy yem ak yéen ak bonne santé ñu leen di jox dig daje ëllëg incha allah ngir beneen numéro. ministère bi gàllo wàllu wér-gu-yaram jaare ko ci programme bi xeex si biiru moo leen doon may bonne santé def li war tàggoo ak si biiru. RFM. ganu xibaar yi. gan gi ñi ngi ko doon wax sànq mooy secrétaire général au ministère de l'élevage Mamadou Ousseynou Sakho monsieur le secrétaire général ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. tey jii journée nationale de l'élevage juróom-benneelu bëccëg bi biñ ko sosee ak léegi mu amee woon ca Kayal président de la république ci tontoom liñ ci jàpp mooy dina yokk kon fonds bi nga xam ni moom la ñuy jëndee xont bi muy dem ba 4 milliards ñaata la sax fi mu ne nii. waaw actuellement nii seen xool compte bi 45 pour département yi 2 milliards bi teg na. waaw teg na quoi monsieur le comment ëpp na 2 milliards. bon la fa nekk. léegi mu ni dina ci dolliwaat mu dem ba 2,5. waaw dina ci dolli waaw dina ci dolli ñaari milliards. ci pour assurance bi ñu am bi ci ARC mooy assurance panafricaine boobu. donc du ñu fay Sénégal lu tolloog 20 millions de dollars pour donc lu toll ci agriculture bi ak daal dimbali nit yi. mu ne ci loolu danañ ci 2 milliards yi nga xam ne dina renforcer fonds boobu. voilà moom loolu dong la mën a dimbalee sàmm si. ah mais xam nga 2 milliards non loolu rek c'est que da nga déglu wax déjà xam nga c'est que nee na la déjà 8 milliards joxoon na la ko ci aliment bétail. ñu subventionné ko. ba ñu ko subventionné donc 50% booba léegi yaa ngi ciy liggéey chaque mois. non loolu yàgg na de loolu du woon 2013. waaw 2013 mais loolu lay liggéey ba léegi. waaw non 2000 non dafa naan xam nga 8 milliards yi 2013. 2012. bi ñu ñëwee. mu ngoog waaw 3 milliards 955 millions lañ ci jëkk def. loolu la ñu tegaat ci tuuti ñu dolli ci 1 milliard. mu tegaat ci tuuti ñu dolliwaat ci 3 milliards 200. donc ci ay at la. donc ren encore ñu daal 2 milliards def ci. loolu nag c'est que déjà c'est que da nga jël de loolu moom maa la jox parce que xam naa lu nekk ci suñu région bi. defe naa ne loolu moom état Sénégal rek moo ko defal càmmam. ci biir xeex bi loolu am na. te tey su fekkee da nga déglu bu baax discours bi nee na DER déjà benn année de fonctionnement jox na ci lu mat 5 milliards au secteur de l'élevage te parallèlement dolli na 3 milliards ci fonds stabilisation bi nekk ci ministère de l'élevage pour ñu gën jàppale éleveurs yi ci wàllu donc boobu na liggéey mu dolli woo surtout jeunes yi nag ak jigéen yi pour ñu profiter ci mécanisme yooyu pour mën ci liggéey. voilà mais baal ma nga ni DER joxe na ñaata milliards 20 milliards pour élevage. déedéet dama ne la DER en 2000 ci 2000 bi mu ko démarré. jot na 5 milliards. ok acteurs élevage yi. ok d'accord xam nga 5 milliards bi sax teg na. ci diggante donc les différentes activités ñu fa laajoon crédit. ok d'accord mu ne loolu encore mu jaay moom 3 milliards. def ko ci mécanisme bi nekk ci biir ministère de l'élevage pour faciliter encore éleveurs yi pour que ñu jot ci bor. donc je crois que ça c'est important. très bien ba pare mu ne. ci biir discours bi. am na projet PAS régional d'appui au pastoralisme. 16 milliards la. bi nga xam déjà il est en cours d'exécution. am na beneen projet bu ñu pour trouver projet de développement des exploitations pastorales dans le Sahel. de 15 milliards kooku dafa nekk en instance de démarrage. donc xam nga kon du 2 milliards donc lu ma la wax loolu ay milliards yu bëri la. waaw. d'accord muy PRAPS ak beneen bu bees bi. waaw PDPS. PDPS waaw. waaw. léegi xontu jur gi ñëpp xam nañ ni mooy jafe-jafe bi ëpp doole ci mbirum càmm gi bu weesoo càcc geek te càcc gi beneen problème la. léegi
ñoom 50 000 hectares yi ñu laaj ca waa SAED yi ñu jox leen ko ñu bay ko foofu est-ce que li mu ci tontu dëgër na daa mel ni daa fenati de. non fenatiwul xam nga loolu moom éleveurs yi ñëw seen bëgg-bëgg. xam nga loolu soo waxee bëgg-bëgg aussi il faut ñi ko seq xool li nga bëgg naka la mën a nekk. dafa ni le ministère élevage ministère agriculture ak collectivité donc territoire yi ñu xool loolu naka la mën a nekk. je crois que loolu mooy réponse. mooy ñoo 50 millions loolu laaj lu nekk il faut ñu étudier xool li nga laaj naka la mën a nekk ndax mën a nekk ba lu nekk donc je crois que c'est une bu mën a réponse confortable. parce que du la wax ñëw laaj bi li nga xam ne amagul étude amagul dara gars yi ñoom lii la ñu bëgg loolu il faut ñu toog xool loolu ñu bëgg naka la mën a nekkee ak naka lañ ko mën a defee ak fekkee duñ ko def lan la mën a jur. donc je crois que loolu lu war a seetlu. mais 2 milliards yi est-ce que dina régler problème bi wala réewum sous-développé la itam ku ne da ngay mos. non ça veut dire xam nga loolu lu ñuy wax loolu opération sauvegarde bétail la fekkee dimbali jur gi. mais le véritable problème je crois que ci temu bis bi mooy li ñu wax il faut ñu def culture fourragère culture fourragère de 50 000 hectares yi rek parce que tey jii fekk da nga ñëw région yu bëri gaa nga def culture fourragère mais naka nga koy gën a renforcer ba amplifier ko parce que li ñuy wax concentré boobu même su ëppee day indi jur gi problème parce que tey jii da nga dugg femme yu bëri Dakar ñoom ñu ngi dégg li may wax da nga am ay maladies yi nga xam du ay maladies xëy na yu xam ne ay maladies infectieuses mais ay maladies métaboliques la loolu lu ko indi fekk ay day am trop de concentré dafa mel ne que rind mais lekk jur dëgg-dëgg ñax la donc aussi ñoom soo ko lu ñuy wax ay ruminant luy duñ il faut nga jox ko ñax mu doy te dafa am li nga xam ni nombre de kilos bi war am par jour donc loolu je crois que c'est extrêmement important ce que ñu bëgg développer son élevage il faut que ñu maîtriser forage bi il faut que ñu xam naka dañ dafa am ñax mu doy ñax mu baax ñax mi nga xam loolu moom mooy tax meew mi secrétaire de wàllu meew la njëgu meew mi yomb mais c'est nañ ko bëgg def ak li nga xam ne ay concentré day jafe ba pare te indi ci wéegu yaramu jur gi sax ay problèmes yi nga xam ni mën na jàpp ba ci ni muy juree ci problème de reproduction yëpp da ci am donc je crois que c'est important que thème bi éleveurs yi xam également que ni du état bi moom mooy bay ñax état bi day mettre seulement le cadre les appuyer pour que ñu mën def donc culture fourragère donc ñoom ñoo war jël des initiatives il y a des éleveurs qui sont en train de ñu ngi jël ay initiatives mais il faut que loolu nekk une pratique généralisée nga xam ne fépp lu koy def je crois que loolu moom mooy li nga xam ni moom moo mën a jëmale sunu élevage kanam. léegi ci wàllu culture fourragère yooyu par exemple est-ce que jiwu wi ku ko soxla dina mën a yomb lu mel ni li ñu gis démb RTS reportage bi ci def waaja nekk ca Matam sëq na jur gaa ngi ciy lekk bu baax a baax mais par exemple est-ce que disponibilité jiwu beeg yooyu yëpp am na fi. waaw xam nga kooku ñu ngi koy def par exemple tey soo demee ci diggu service départemental bu élevage bu Linguère. am na des champs école bi nga xam ni ñu ngi ko koy développé ak FAO. loolu ku bëgg butik soo fa demee dañ la daan la yox butik nga dem tey jii am na ay femmes damay wax femme par exemple soo demee perke ji am na femme bu ne aw Alassane Sow mais ci biir foofu moom def na ba nga xam ne léegi lu ñuy wax mën na dafa nekk sa entrepreneur fourrager day jaay butik yi doo ay gem da nga koy ji xam nga da nga koy dugal ci biir suuf mu jebbi dañ koy jëmbat donc dañ koy jëmbat voilà mu jebbi je crois que loolu c'est extrêmement important donc champs école yooyu également ñi ngi ci liggéey ak FAO parce que actuellement am na ay yeneen champs yi nga xam ne ñu ngi koy def parce que ndax FAO bi nga xamee ni dafa jëw aliment bétail bi ci kamay du naa ko non c'est que nag kamay day naxasaay naka lay def ba gars yi dina koy njëkk boo xam ne après daan ko soppali def ci culture fourragère bi ñu ci d'accord ak ma bu def ko ñu jaayee saako aliment bi boobu bu FAO bi 2000 francs tey jii 2000 francs yooyu jël na lu mat 78 millions yi nga xam ne gars yi ñu ngi koy def encore ay champs école fourragère yi nga xam ne dañuy jàngal nag nañ koy béyee dans surtout la zone sylvopastorale jàpp ay Podor donc je crois que c'est comme bi nga xam ne fekk éleveurs yi jàpp nañ ci gëm ni que ni pour que nag bi jox la plus de mu doy meew mu doy da nga war a fexe ba ñax mi jege ka mu dox gën a néew je crois que généraliste da nekk dina baax ku suñu sam te on est obligé parce que lu may wax du nekk période de changement climatique besoin nit day yokku te pour que mu yokku mën il faut que ñu changer suñu système d'élevage sinon du ñuy toog ba nga xam ne l'essentiel li lekk ni nu ñuy gën a population
ñuy jégalu ci dagg-dagg bi ndax dafa ne ci yoon wi di ñibbi si jamono bi waaw daa mel ni da ngaa xawoon a rëcc sànq de. ah bon. waaw non xam naa dama nekk ci autoroute bi. moo tax si expliqué naa ko léegi yéen a ngi ci yoon wi yéen a ngi ci yoon wi di ñibbi si. waaw léegi depuis ngeen commencé sensibilisation bi pour nit ñi jur gi ñuy bay loo xamante ne nii dañ koy mën a jëfandikoo te bàyyi màngaan geek yu mel noonu est-ce que yéen a ngi sentir ni sàmm si ñu ngi ciy dox ay jéego parce que damay xalaat koo xamante ne nii ñaar téeméeri nag la yor bay lu mu leen dundale itam dana xaw a doy waar de. non ça c'est vrai waxuñu que ni par exemple ñooñu xëy na mënuñu doon ku ay lépp xam nga mais tey jii par exemple c'est que da nga gis les ay forages yi nga xam ne avec le PD il y a beaucoup de forages donc qui ont été faits donc déjà il y a les pâturages naturels c'est-à-dire que pâturages naturels yooyu il faut que ñu ne à bon escient moytu muy am feu de brousse donc loolu déjà kooku lekk juga parce que dans le temps tapis herbacé bi am bi yëpp c'est sûr et certain que kooku je crois que les personnes xam nañu ko un tiers du tapis herbacé day xam nga deux tiers yi day yàqu un tiers bi peut-être après nañu utiliser donc loolu te lu nu war a jëfandikoo la donc gérer rationnellement parcours naturel yi mais bu mooy les sous-produits agricoles lépp loo xam ni par exemple du ko bay di ceeb ñaxu ceeb bi mën nañu ko valoriser pour aliment bétail donc daf ko bay à l'urée nga xamante ni yokk protéines yi tout ce qui est tige de mil bi sorgho donc loolu yëpp mën nañu ko utiliser pour l'aliment donc il faut que éleveurs yi xam ni duñu war a def des réserves fourragères je dis que c'est vrai que am nañu problème de sécheresse c'est vrai que am nañu des problèmes climatiques mais tey jii soo demee ay réew yu mel na bitim réew mais duñu am la neige te dañuy def neige bi ñooñu ëpp ay nag fuuf benn nag du génn duñu tëj ay cage mais bu la muy ñëw dina fekk ñoom ñu dajale lépp lu ñu war a lekk dañ ko jox mais ñi il faut que ci àndoo xam ne lu war a sonn pour que nag bi pour que xar bi jox ñu mais du xar bi dafa war a di sonn ba pare dañuy jox loolu mooy problème mu élevage Sénégal et en Afrique en particulier daf mel ni élevage bi la plupart du nekk au stade de la cueillette da lay jox la nga jël loolu doo ci investir lu bëri loolu nag te dañu koy def bon vraiment du yóbbu ci élevage léegi nag ce qui est motivant mooy am na des modèles c'est-à-dire que mënuñu lu wax dara ci élevage tey ji au Sénégal ci nga xam ne amul modèle ce qui est intensif am na des modèles réussis ce qui est semi intensif la am na ay modèles réussis léegi naka nañu def ba loolu nekk tache d'huile te vraiment je le dis ñaar tey ji par exemple lu bëri ay pays kooku les gens le contactent c'est que dañuy def par exemple production laitière naan il faut ñëw Sénégal xool li gars yi commencé je crois que loolu c'est important que gars yi xam ni lépp lu ñu bëgg def am na fii suñu réew léegi naka nañu def ba éleveurs yi mën ko adopté xam ni nag il faut que ñoom ñu investir physiquement investir financièrement investir intellectuellement pour que élevage bi mën a jëm kanam. mais beneen poñ bi ma bëggoon ñu laal ko laataa ñu lay jéggal ndax dégg bi itam neexut lool. mooy amélioration de la race. tàmbali woon ngeen ci ay jéego ci wàllu insémination artificielle est-ce que mën nañ def bilan bi est-ce que am na satisfaction parce que am na itam ay échecs yu bëri yu ñu ci nemmeeku woon. waaw xam nga man foofu lu may wax moom mooy pratiquement Sénégal dafa joué un rôle pionnier dans la sous-région xam nga man technicien la par exemple tey jii secrètement terminé téeméer baax nag ma am fukk yoo xam ni baax na ñun ma xam nga du loolu baaxul juróom-ñeent fukki ba te man technicien la dama naan comme que fukk yi baax na man juróom-ñeent fukk yu baaxul naka laay def ba mu baax parce que boobu tax amul benn mais les gens par exemple beaucoup comparer les normes par exemple dépasse ci élevage donc loolu moo indi problème bi du naan résultat yi baaxul am na résultat mais naka nañ def ba améliorer c'est vrai que on a ça man j'ai dit on a trituré c'est-à-dire depuis on reste sur place ñu ngi tagé léegi nag war a def parce que éleveurs yi ñu ngi baaxul mais moi je sais en tant que technicien comme léegi j'ai fait 30 amul dëkk boo xam ni am na mais on a jamais c'est que daf ñu am région on aura assez de donc il faut que c'est une chose incontournable ça il faut qu'on se le dise c'est-à-dire que du koy def dem mais comme je dis xam nga en matière de vulgarisation dafa am lu ñuy wax des thèmes simples ça veut dire thème bu simple
tey bëgg naa def poulet de chair damay jël ma def mais dafa am lu ñuy wax des thèmes complexes et l'insémination dafa nekk thème complexe bi nga xam ne tey jii secrétaire ni dafa am un taux il faut nga analyser échec bi te à quel niveau quels sont les paramètres qui ont échoué est-ce que c'est au niveau du technicien est-ce que niveau animal bi est-ce que niveau alimentation est-ce que niveau est-ce que niveau organisationnel bi la. d'accord léegi ci poñ bi ñuy mujjee mooy vol bi maanaam càcc gi est-ce que bi loi bi jàllee léegi sàmm yi li ñu leen di wax mooy tane na léegi sàcc gi wàññeeku na wala déet. bon ça vraiment c'est aussi ça veut dire que on sait que vraiment en termes réglementation termes organisation termes collaboration des services vraiment ak organisation élevée yi ñu ngi def effort yu bëri mais ba léegi vraiment dina am des cas de vol et d'habitude day am problème du naan jàpp nañ ko libéré nañ ko mais quelquefois aussi je suis am problème parce que problème bi mooy la preuve que ni la établi que loolu donc y a tous ces problèmes nanu nag loolu nanu war a xool naka nanu mën a def mieux s'organiser comme la parce que d'habitude je dis lu ëpp ci vol de bétail bi ci abattage clandestin lay jàll. mais Sakho foog ma yeewi la parce que dégg bi neexul dara te. mais c'est très dommage. oui non boo ñëwee booy ànd ak Mamadou Amar Ndione ci français bi. yaakaar naa dina fekk nga yegg si ci lay dàqe te moo ma gën a dégg élevage. bon d'accord. il parle 30 ans de service donc là notre ami non incha allah waaw yow kay interview vétérinaire sax nga ko def ak interview ancien directeur de l'élevage des programmes yi ci bëri yaa ko supervisé woon. jërëjëf voilà merci. Mamadou Ousseynou Sakho moo nekkoon sunu gan téléphone bu naqari moo tax fii la ñuy mujj mën a yem ñu di ko gërëm bu baax a baax di gën a leer bu ko yàlla dogalee ci xibaari français yeeg Mamadou Amar Ndione bokk na ci li ci gënoon a fees ñiy tonni mbalit mi nee nañ UCG amel na leen lu toll ci $1 milliard sonn nañ ci xaar bi juróom-ñetti weer ci tey ji ñuy topp bor bi bëgg ñu fay leen ko loi bi ci contenu local ci pétrole bi na ko gouvernement bi xoolaat am na ci lu baaxul te jar naa soppi bala ñu ko wotee bis biñ jagleel la woon càmm gi tey ji moom lañ daaneel woon sànq ak gan gi sàmm si yeggee président de la république seeni tawat mu ni dina yokk fonds bi nga xam ne moom la ñuy jëndee aliment bi mu dem ba $9 milliards mu ni moom itam dina soobu ci càmm gi yem fii di leen gërëm bu baax a baax fii ak 9 minutes Mamadou Amar Ndione ci xibaar yi français yi 23h ab flash minuit RFM nuyu jërë ngeen jëf. delluwaat ca tiis wa am ca Pikine rue 10 Gazelle soxna su tudd Ndeye Diagne amoon juróom-ñaar fukki at ak juróom doon muuru ba toll ci ñaari weer gone yi doon xeex ba kenn ka joor morom ja aw xeer woowee nag moo ko fekk si ndekete yoote ca lay jaare tey jii nag lañ ca xëy ca kër ga doomam ju jigéen nag mbir mi métti ko lool reportage ndongo ka Khady Diop nekk ci naqar akup tiis wax nag doon lu ko jafe waaye terewul muy dellu si nag ci waxtu yu mujj yi mu dund ci wetu yaayam. instant yi day muur waane day xëy fajar dem syndicat jëndal ma indil ma génnal na ma ci mbedd mi ma toog timis jot na nee naa ko yaay jógal jàpp julli mu julli ba pare toog ma xaar ma man tamit ma dugg jàpp julli ba pare ñu daal di toog ñii xeex sax gisuñu leen xale yi ñoo leen gis ne ñii dañuy xeexi ma ne xale yi denc leen paaka yi ndax tàmm nañ saay bu ñuy xeex di ut ay ngànnaay. moom ndem si yàlla Ndeye Diagne ay atam toll woon ci juróom-ñaar fukk ak juróom daal dee faatu nag ci anam yu jéggi dayoo Khady Diop di dund akub laago ci fauteuil roulant ba mu toog ci anam yi woy juróom bi nag ñàkkee bakkanam lépp mu daal ciy teg bëtam. léegi bi mu taxawee ci couloir bi noonu ne ma Khady duggal ma ne ko waa yaay maa ngi ñëw fi ma naan ko yaay maa ngi ñëw rek ñaan ñiy xeex egsi kenn ki daw dugg si biir kër gi fekk sama yaay moom mi ngi may sauver fi ma naan ko maa ngi ñëw kenn ki daw dugg si biir kër gi kenn ki bi muy jël xeer sama kanam la bi mu koy sànni sama kanam la ndax seen la yore woon ak xeer kenn ki papa bookum la tudd kenn ki des xale yi ne nees lañ koy wax fi la sama yaay daanoo tudd yàlla sama yaay fiñ ko sànnee xeer bi ci kanam foofu la yem. ca quartier Gazelle rue 10 nag lu ëpp nag ci ndaw ñi ak seenu doxalin mu doon nag lu nuy ñaawlu. koñ bi nag chaque jour nii la rek dañuy ñëw di xeex sax ñëw ba ci sunu biir kër sa buntu kër rek nga am kon boog ñu dimbali ñu si. ci xibaar yi ñu jot nag kenn si ñaar ñi doon xeex nag daal di nañ koy teg loxo waaye keneen ka ca des moom dafa daal dee daw ba léegi police mi ngi koy wër Ndongo ka Pikine RFM. jërëjëf Ndongo juróom benn minute gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futurs Médias. RFM rajo askan wi.
loi bi ci contenu local bi ci la ñuy yaakaar sénégalais yi lay ruus ak néew ca pétrole ba ñu mën caa am waaye nag club des investisseurs du Sénégal tey jii xam le na ni bëri na ci loo xam ne faaw ñu jooyandi ko bala nga xam ne nag dinañ ko yóbbu assemblée nationale di ko voté lu ko mooy rek ay dina am tey jii nag ñu doon tàmbali alxames ju njëkk joo xamante ni ci la ñuy woote léegi nee ñu alxames ju nekk nag waxtaanee wàllu koom ak tolluwaayu réew mi Abdoulaye Diop. loi ñeel contenu local jëm ci wàllum yorinu ressources naturelles yi am na lu bëri lu ci manqué yooyee nag ñu war koo mën a fàttandi ngir entreprise locale yeeg askan bi gën see mën a gis seen bopp suñu sukkandikoo ci Birahim Seck di coordonnateur bu Forum Civil. lu jëm ci naka la ñuy transférer les technologies loolu loi bi wax ci dara loolu insuffisance la naka la ñuy former ñi nga xam ne ñoo war a intervenir ci wàllu exploration wala exploitation pétrole wala commercialisation wala transport loolu loi bi wax ci dara naka la ñuy fexe ba nga xam ne bu bañ am confusion entre li ñuy wax contenu local ak responsabilité sociétale li ñuy wax RSE donc règlement. yeneen ëpp jafe-jafe yi tamit daal nañu koy wax bokk na ci naka la ñuy taxawalee société sénégalaise ak lu ñeel wàllum traité bilatéraux yi docteur Abdourahmane Diouf mooy directeur exécutif bu club des investisseurs sénégalais. dañuy jàpp ne contrat bi nga xam ne seen réew moom la signé ak Sénégal moo leen fi indi Sénégal jàpp ne ñun contrat bi ñu def nii loi bi mooy contenu local moo leen fi indi donc bu xëccoo amee mën nañu fexe ñoom ba lépp li nga xam ne moom la ñu waroon jox comme ci sénégalais duñ ñu ko jox parce que dañuy jàpp ne suñu loi tënku leen loolu dañ ci war a liggéey bu dee état bi dafa bëgg a protéger secteur am dafa war a wax non seulement da nga war a créer société Sénégal mais alal jooyu nga koy créer comme ba ca nekk na ko ay sénégalais moom. place sub secteur privé national ci loi bi ñeel wàllum contenu local mooy thème bu njëkk bu jeudi du 6 club des investisseurs sénégalais bëgg ci loolee gën a farataal waxtaan yi jëm ci koomub Sénégal. ba tey ci wàllu koom tey jii nag bëccëg bi ñu jagleel wàllu càmm gi ci réew mi mu doon amee ca Kayal ca département wu Mbacké tawat yu bëri nag ñoom éleveurs yi yëkkati nañ ko nag biral ko ci kanamu njiitu réew mi nga xam ne moo ko jiite woon mu am nag loo xam ne dégg na leen ko nde nee na fond bi nga xam ni moom la ñuy jëndee aliment bi di xont bi dina ko yëkkati mu dem ba 4 milliards moom ci boppam itam nee na léegi dina soobu ci càmm gi Marema Diop. Kayel ci département bu Mbacké nekkoon célébé yoon bu sàmm yi ñu bawoo ci fukk ak ñeenti région yu Sénégal ngir màggal si bés bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel wàllum sàmm si kii di Abouka ñu dénk ko mu liir mémorandum bu sàmm sépp moom nag dikk na ci li nga xam ne moom lañ bëgg ñu defal leen ko. nous sollicitons li ñu bëgg moom mooy ñu jox ñu 50 000 hectares ca vallée ba bu ko defee ñu fay béy li nga xamee ne jur gi dinañ ko mën a dundee bëgg nañ tamit ay forages pastoraux bëgg nañ ay financement waaye tamit formation soxal nañu lool la. la promotion de l'assurance agricole. président de la république gannaaw nag ba mu dalloo li nga xam ne moom mooy seeni jafe-jafe Macky Sall daal di leen di indil ay saafara bokk na ci yokk koppar gi ngir ñu jënd wàllum aliment waaye itam defal leen wàllum assurance. waxtu wi may wax seen fonds 2 milliards et demi mu ngi ci. dinaa leen ci yokkal fan ñëw li nga xam moo jógee ci assurance. ARC yeneen 2 milliards mu nekk 4 milliards et demi pour aliment de bétail dégg naa aussi li ngeen wax ci wàllu forage pastoraux danañu liggéey avec le ministère de l'agriculture le ministère des collectivités territoriales et surtout avec l'association des maires pour que ñu jox leen suuf. moom président de la république yamul foofu woo na askan bu Sénégal gépp ñu sub seen ay yoxo ci wàllum élevage bi lu ni mel waral na sax mu ne moom daal dinay tàmbali nekk ab éleveur. kon nag da ngeen am éleveur bu bees en la personne du président de la république. di woo tous les acteurs yi nga xam ni mën nañu dugg ci élevage. Marema Diop fii ci diwaan bu Kayel RFM. jërëjëf Marema Diop yeeg yéen ci xibaar yi ak directeur de publication bu L'As di Amadou Ba ak rédacteur en chef ba di Awa Bousso dañ leen woolu ca dikk tey jii nag di leen laaj ndax Serigne Boub nag moo leen porté plainte ci mbir moo xamante ne nii dox na seen diggante jombul ñu dellu si ci beneen jotaayu xibaar ki ñu jàpp ni moo faatoon photographe bi di Abdou Razak Kane ca Malika nag moom fi mu ne nii nag jàllale nañ ko ba day fanaan ci kaso bi tey jii mandat de dépôt keneen ki nag moom moo des ñaar ñi ki ñu jaayoon photo appareil bi moom itam dem na mandat de dépôt mu des keneen ki ñu yaakaar ne moom itam laale na ci mbir mi fukki minute gannaaw juróom-ñeenti waxtu ci rajo Futur Média.
pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. concessionnaire yi tonni mbalit mi nee nañu gouvernement bi fi mu ne nii bànqaas bi ko ci teewal di UCG daal dina leen di amal lu toll ci $1 milliard boobaak léegi juróom-ñetti weer yoo xamante ne nii dërëm duggul ñu bëgg nag atte Barok Faye jox leen seen xaalis ndax fi mu ne nii jural na leen i gàllankoor bu baax a baax Youssou Wade kenn ci ñoom ci jokkoom ci téléphone beeg Pape Bes Diba. mooy retardu règlement yi ma wax bon dañ toog di liggéey di autofinancé parce que ñooy jënd suñu gasoil ñooy fay suñu lii pendant 7 mois bon xam nga buñ la fayul dafay xaw a métti bon loolu moo waraloon démb ñu daje pour jéem a évaluer situation bi ensuite pour que président dégg na après les communiqués là on a adressé au président benn mémorandum pour que au moins mu man nu woo ñu toog parce que comme que dafa wax ni dëkk bi dafa salté te ñun on a la solution ñu ñooy acteurs yi boobu ba léegi on n'est pas interpellé ñu bëgg na ñu toog comme ça ñu jox une solution ci salté dëkk bi et que on est prêt peut-être à l'accompagner pour que dëkk bi zéro déchet ñu wax mu mën a am. ñaata lañ leen ameel yéen. bon ça tourne autour de 6 à 7 mois. ci xaalis lépp xayma gi ñaata la. bon ñu ngi wax entre 3 et 4 milliards mënuma chiffrer exactement bon parce que concessionnaire bu nekk am na sa facture on n'a pas la globalité bu facture ku nekk. ndax mën nañ xaar ngeen di denc seen i camion. non duñ ko denc bon dañuy jéem a góorgóorlu ba alors bon peut-être suuf ak réaction yu ñu def nii bon peut-être l'État va nous entendre jën woo et puis leeral nu par rapport à la situation mais ñun taxawul suñu bu ñu sañoon dëkk yi ci gën a set te mën nañ ko setal bu ñu président woowee mën nañ ko jox solution yi. ngoog mu nekkoon ay leeral $1 milliard ci liñ ñu jox ñoom loolu la ñu wax ni moom la ñu leen amal ki jiite UCG nag jéemees naa jokkoo ak moom waaye nee na ma nga bitim réew. wéy ba léegi ci tawati askan wi ak ña dëkk ca diwaanu Ngunjaan dëkk la bopp ma nga ca Kees ca département ba. carrière yi nga xam ni moom moo fa nekk ak mine yi nag mooy li bokk ci li leen sonal doon loolu nag fi mu ne nii tàmbali na am nag ab jeexital ci seen wàllu liggéey rawatina mbay mi ak càmm gi ñu doon wax léegi ñoom nag ñu bëgg ci kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fa fare rawatina nag profito ci wisitu ministre de la jeunesse moo fa doon amel ab maison des jeunes daal di koy yeggee yooyee tawat yëpp ñu ànd ci ak leeral Cheikh Anta Diop. Ngunjaan di dëkk boo xamante ne ay mine ak ay carrière ñoo ko wër waaye ki nga xamante ne moom mooy Mbaye Jono di maire dëkk bi wax ne ñi nga xamante ne ñoom ñoo moom carrière yooyu de ñu ci bëri seen jëflante ak askan wi yi dëkk ci pegg carrière yi des na lu baree bari te lu jëm ci patente yi nga xamante ne moom la ñu duppee contribution économique locale GES li ci Ngunjaan war a jariñoo des na. Avant la réforme de la patente Ngunjaan recevait 250 millions. koppar yi ñu daan jëlee ci carrière yi nga xamante ñoom nekk fii ci Ngunjaan laata réforme bi daanaka ñun suñu gafaka lu toll ci 250 millions da ci daan dugg waaye tey jii bi réforme bi ñëwee muy sel ñun 80 millions rek la ñuy jot. Après la répartition de la sel Ngunjaan n'a reçu que 80 millions. ñun ñoo ko war a gën a yayoo ndaxte carrière yi poussière bi jóg di gaañ askan wi yëpp fii ci Ngunjaan la nekk. Les terres des carrières sont dans le périmètre de Ngunjaan. lu jëm ci wàllu kéw it jafe-jafe la tool yu bëri daanaka tey jii de kenn mënatu koo jariñoo. Nous savons tous que les carrières sont aussi une source de pollution. carrières yi sasoo fii ci Ngunjaan yàq nañu kéw gi daanaka mbay doxatu fi ñi ngi sàkku nag ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor carrière yooyu de ñu jàppale askan wi rawatina baykat yi. Et une réduction constante des superficies cultivables. Philippe Grisol mi nga xamante ne moom mooy directeur général bu GECAMIN wax ne dina am ay jéego yu am solo yoo xamante ne dinañ ko def ngir askan wi. La GECAMIN a le devoir aussi de partager. ci loolee sax tabax nañ fi ak kër gu yànji goo xamante ne jagleel ko ndaw yi waa Jaak nekk ci Ngunjaan def ci ay jumtukaay yoo xamante ne élèves yi dinañ ci mën di jàng jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu ndaw ñi di nee na Fatoumata Tall moom moo ko doon ubbi. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. intersyndical bi ëmb liggéeykat yi ci collectivité territoriales yi nee nañ nag boo moytuwul dinañu dem ci grève bu fekkee ni état bi nag appliqué wul lii di texte yi ci fonction publique locale dogal bu ñu jël tey ji ci assemblée générale bu ñu doon amal ca Tëngéej ngir waxtaanee tolluwaayu liggéeykat yi ci municipalité yi Abdou Diouf Diagne. dundu liggéeykat yu mairie yu Tëngéej sore na lool ak lu neex ñoom ñi ay jafe-jafe yu tar la ñuy jànkonteel banque yi sax jamono ji di leen bëgg a rey ndax seen bor yu bëri Fatou Thioune moom mooy responsable bu Synthèse FC fii si Tëngéej. nee naa agent municipal mën na lekk asaka imaginez 100 000 francs wala 150 000 francs salaire ñu di dindi ci liñ ciy dindi nga bëgg fay luyaas bëgg dundal sa soxna ak say doom banque bu ngeen mën a dem ci àddina te agent municipal ne fa rek surtout ici si Arufis ils sont tous endettés dañ leen na jiital banque yi dañ ciy dem ba di dagg seen salaire ba xam nga ceer la ñu war a jël dañuy jël ba duñ la jox ceer
cher. lu dul état bi daal di doxal li nga xam ne moom la ñu duppee fonction publique locale mënula génnee liggéeykat yooyu seeni jafe-jafe ki gisee noonu di Mbaye Sow secrétaire général départemental bu fédération des travailleurs du Sénégal. fonction publique locale parce que ku ne xam ne ni IPRES système de points la et de cotisation boo ci demee li nga ci fayeeku amul benn nattable bu ñu ko méngalee li nga xam ne mooy FNR parce que FNR lu bon boo def fonctionnaire local boo retraité di nga fayeeku au moins sa salaire de base loolu mooy tane donc képp koo xam ne kii ndaw nga am benn statut bi am yenn diplôme yi defe naa li gën ci yow nga dugg ci fonction publique locale. Sidiya Ndiaye moom gën a sori président intersyndical des travailleurs des collectivités locales di xam ne sax bu état bu Sénégal deful ay jéego dinañu amal ab grève générale ci fan yi nga xam ne moom la ñu dëjmal. fu mu nekk ni moom pare nañu su mën nañ ci xeex wi te duñu dellu gannaaw tant que gisuñu lu leer bi mooy grève générale bu fekkente ne campagne de mobilisation et de sensibilisation bi ñu commencé bi amul résultat dañuy dem ci grève générale banque suñuy loxo tëj mairie état civil yëpp la ñuy tëj bu boobaa état bi ñu yaakaar ne dina jël ay matukaayam pour régler problème. membre intersyndical des travailleurs des collectivités territoriales nag dañ doon amal ab assemblée générale fii ci Tëngéej RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. président comité gestion école Manguier Jaraaf Ibra Paye mooy jiiñ meeru Gueule Tapée Fass Colobane ni nag daa bëgg a dugal ab usine ca biir école ba te loolee nag amul ay textes yoo xamante ne nii jaadu na ci kenn warul xool école boo xam ne ni ay gone dañ cey xëy nga fay dugal ab usine muy yëngu ca biir Moustapha Thiandoum lañ ciy déglu ci micro Virginie Léontine Sagna. dañoo toog monsieur le maire en partenariat ak ay groupement de femmes ay bajjanu gox ak yooyu bëgg a jël ñooñu jox leen autorisation ne dañoo am benn projet bu ko ñëw projet boobu def ko suñu biir école bi amul benn espace amuñ fa benn espace boo xam ne vraiment mën na accueillir ay projet yooyu su dul loolu sax école bi communauté bi moom école dañ ne l'école appartient à la communauté maanaam école bi communauté bi moom école bi donc nag école waroo tëba tëb rek ñëw fa naan da ngeen fay def quoi que ce soit lu ñu bëgg mooy vraiment monsieur le maire ak ñooñu mu àndal pour ñu def fa boobu projet ñu arrêté ñun nag li ñu war a def nañ ko léegi ñun suñu bopp élève bu si nekk jox nañ la convocation nga jox ko sa parents yi ñëw nañu foofu xoolal seen bopp travaux yi ñu fay def ñoom ñëpp ñu fustiger loolu ñu bañ ne loolu waru fa am te du fa am si wàllu IEF bi li ñu def mooy ñun dañoo jaar fi ñu war a jaar dañoo dem ñu saisir IEF bi ñu saisiree IEF bind ko IEF jël transmettre ko le préfet de Dakar mi nga xam ne moo yore la force publique ñun nag du ñu xeex du ñu xuloo yébaluma fa kenn mu yàq fa dara lu dul lépp lañ ko bàyyi si monsieur le préfet mi nga xam ne moo fi nekkal Ndakaaru ñu dagal travaux yi daal la ñu bëgg parce que loolu xajul suñu école dañ koy dénoncer jusqu'au dernier souffle. mu nekkoon Moustapha Thiandoum kii di Abdoulaye Sakho nag ca mairie ba la bokk lii la ci tontu Mamadou Amar Ndione ci jokkoom ci téléphone bi. waaw problème boobu depuis semaine passée lañ ko commencé am dafa di problème boo xamante ni vraiment jigéenu mairie bi sax daf ko apprécier rek ñu jigéenu commune bi le collectif des femmes de l'ensemble de la commune. ñoo xamante ni ñoom seen doom yi ñooy jàng ci école bi ñoom sax ñoo moom projet bi dañoo postulé woon au niveau de international avec la Croix-Rouge sénégalaise et espagnole ñu postulé avec plusieurs mairies du monde ñu tànn ñu pour jàppale suñu jigéen ñi pour ñu am benn usine pas usine bien sûr un centre de transformation centre la boo xamante ni day jàngal jigéen ñi ni ñuy defaree araw ñu ñuy defaree mboq et cetera am na sax yoo xamante ne formation yoo xamante ne day jëmale ci fruits et légumes donc jigéen ñi depuis ñu am ko le site bu bëgg ñu choisir ko site bi boo xoolee bu baax fu mu nekk à côté lépp école de formation la ba de la fosse moo tax ñu choisir foofu te bërëb boobu bërëb la boo xamante ni mën na créer sa maladie xale yi fa nekk parce que bërëb boobu ay xar ñoo fa nekk. ay xar façon bu nekk ak bagage façon bu nekk moo fa nekk léegi nag commune bi comme celui qui transféré la ki la ñu jël foofu jagleel ko suñu jigéen ñoo xamante ni xale yi fa jàng yëpp seen parents yi fii kii bi comité bi. Assemblée nationale tey jii jàllale na budget ministère de la santé téeméeri milliards ak juróom-ñeent fukk ak ñeent jafe-jafe yi ci wàllu wér-gu-yaram nag député yi daal di koy sulli bu baax a baax ci kanamu ministre bi tey jii am ci yooyu nee na dina ci indi saafara Nafissatou Sylla. ay bërëbu fajukaay yu matlewul dara muy matériel wala sax muy personnel de santé bu spécialisé ci yu ñu mën a lim ay joytu yu bëri tey la député yu assemblée nationale daal di xëyee opposition comme sax majorité bi sax ci boppam ca 100% la ñu ànd ak ministère de la santé ci budget bi ñu ko woteel toll ci lu ëpp téeméeri milliards ak juróom-ñeenti fukk ak benn ci suñu xaalis Abdoulaye Diouf Sarr di koy rafetlu. boo si dugalee budget CM dana passé ñaar téeméeri milliards yi dem ñuy wax ne liggéey boobu nag li mu ñu permettre mooy fexe ba vraiment partout au Sénégal ñu mën a yokk effectivement donc li ñuy jox population si wàllu
wàllu santé mais li des bëri na encore moo tax fekk 2020 bu laa jeex danañu livrer ñeenti hôpitaux yu bees mais danañu aussi livrer le pôle mère enfant de Diamniadio danañu livrer yeneen centre de dialyse parce que dialyse bi léegi partout au Sénégal am na fa alors que avant Dakar lay moon ak Saint-Louis. yëkkati plateau médicaux yi nag ci anam yu gën a kawe bokkoon na tey ca lañ doon waxtaanee. hôpitaux yi war nañ fexe ba ñu am jumtukaay yoo xamante ne jumtukaay yu mucc ayib la 2020 bi am na 12 milliards yoo xamante dañ koy jënd ci matériel médical pour que 23 hôpitaux ak ay centres de santé yu bëri ak ay postes de santé yu bëri ñu mën leen dooleel. beneen bëgg-bëgg nag di ay subvention ngir daal di mën a entretenir structure sanitaire yu gox-goxaat yi ñoom ñee di am ay jafe-jafe ak acte 3 de la décentralisation. subvention yi dafa wuute bépp hôpital bu laaj ñu yokkal niveau rek incha allah dañ si taxaw def ko subvention boobu warul nekk rek une subvention boo xamante ne dañ la koy jox sans vraiment que ñuy xaar si yow performance. bëri woon na tey liñ doon waxtaanee ci wàllum wérgu yaram foofee ci assemblée nationale ministre de la santé nag nangu na ni lu bëri des na waaye dig na itamit ni dina def kéemtalaay kàttanam ngir daal di yeggali liggéey bi. jamono ji ministre du pétrole mooy jàll ci kanamu député yi. tàggat yaram Abdou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu di la fay. wax nga dëgg waaye bon jéggal nañ la ko footballu tefes Sénégal Portugal jamono ji kon ñuy àddu Sénégal ak Côte d'Ivoire ñu ngi doon bër sànq. Portugal. waaw Portugal. kon man maa juum de. non man maa wax Portugal nga ni Côte d'Ivoire ayca. Portugal. kon jamono ji daal ñoom ñaar ñu ngi woon ci bër bi maanaam mi-temps bu njëkk bi waaye jàpp leen ne 1-1 la woon bi ñuy mujjee jokkoo ak Soda Thiam léegi. Sénégal nag moom moo njëkkoon a dugal kii nga xam ne moom moo di Mamadou Sylla moom moo njëkkoon a ubbi caax yu Portugal ñoom tamit ñu fayu sànq lépp lu ci tukkee ci boobule jongante dinañ ci dikkaat ci kanam tuuti may fàttali ne wàllu quart de finale la ci wàllu coupe du monde bu beach soccer. mu ni Portugal moo jiitu léegi 2-1. waaw léegi Portugal waaw message baa ngi noonu di wadd Portugal kon moom moo jiitu léegi 2-1. Contre son camp la Lassana Diassi kon moom moo dugal contre camp yu Sénégal ñu ci jaajëfal soxna Soda Thiam lu ci tukkee ci boobu la jongante ci suñu yeneen jeetaay xibaar incha allah. football Ligue Europa résultat yi. am na ci yenn yoo xam ne wadd na donte sax yenn match yi jeexagul waaye jàpp leen ne jamono jii may wax ak yéen ñii di waa Séville ñoom ñoo jiitoogum waa Karabakh benn bal ci dara PSV wala boog Sporting Portugal ñoom nag ñoom ñoo daan pour l'instant ñii di waa PSV Eindhoven li jamono ji mu toll ci ñetti bal ci dara. fi mu nekk nii nag yeneen jongante yi mu ngi wéy Lazio Rome moom benn bal ci dara la daan ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Lazio Rome kon ñoom ñoo daan benn bal ci dara ñii di waa Cluj jongante baa ngay wéy Arsenal ak waa Eintracht Francfort ñoom tamit ku nekk benn bal nga dugal sa ka ngi morom ren moom ñoom dañu leen jiitu kon ñaari bal ci dara waa Glasgow ñoom ñoo def li ni mel Celtic Glasgow Istanbul Başakşehir moom dafa ñàkk ci dëkkam jamono ji waa Rome ñoo leen daan ñetti bal ci dara Astana bett Manchester United daan ko ñaari bal ci benn Saint-Étienne moom tamit toog na ndax dafa nul tey ji ak waa Gantoise 0 but partout. ñu wax ci championnat Europe yi suba am na ci match. benn ca France moo di Marseille Brest muy 15e journée ba am na itam beneen jongante boo xam ne bi la yoon ca Espagne la amee muy ba léegi 15e journée ba Celta Vigo ak Valladolid lay doon ca Allemagne nag 13e journée bi Schalke 04 ak Union Berlin ñoom ñooy laale. Taekwondo fédération bi di waajal champion yi. champion yoo xam ne bëgg nañu fi lekk 2022 ñu nekk ñoo xam ne ñu dëgër la ñuy doon ay gune yu ndaw la ñu tànn daal di leen tëj di leen sélectionné kon ba noppi di leen tàggat àllarba ak samedi bu jot loolee nag ngir waajal leen bu baax a baax ci Jeux olympiques yu 2022 yu ñuy waajal waaye jàpp leen ni itam daañu dugg ci ay regroupement fermé yoo xam ne du ñu génn fa la ñuy toog di fi tàggatu ci wàllu taekwondo loolee nag ci grandes vacances yi lay doon am na nag jéego yoo xam ne taekwondo bu Sénégal def na ko fan yu ñu génn ak compétition yi ñu demoon lan lañ fa jëlee ñu déglu ci ki nga xam ne moo di Balla Dieye mi jiite boobu la fédération bu taekwondo.
sunu détection bi ñu defoon muy JTKD 2022 bi c'est-à-dire que xale yi nga xamante ni ñoom lañ détecté woon daaw pour préparer Jeux olympiques de 2022 ñoom ñu ngi seen phase de développement ça veut dire que ñoom chaque semaine dañuy regroupé wu di entraîner le mercredi les samedis et les dimanches parce que tamit dañuy jàng mais am na programme boo xamante ni seen coach yi ñu ngi koy mettre en place di leen tàggat yu xarañ pour que athlètes yooyu mën a nekk dans de meilleures conditions ci jour compétition yi looloo tax ñun continuer nañ phase boobu mais ci mois de décembre bi incha allah sax xale yi dinañ dem dugg en camp de regroupement que chaque grande vacances xale yi dañuy dugg regroupement pendant période de vacances yi pour mën a gën a tàggat seen bopp ñu def leen programme boo xamante ni di leen permettre seen niveau gën a yokkaat donc looloo tax ñuy profité ci grandes vacances yi pour mën leen vraiment tàggat bu baax a baax te mois de décembre incha allah moo nekk seen premier regroupement dinañ ci taxaw comme il faut pour que athlètes yooyu mën a nekk dans de très bonnes conditions dinañ gën a pousser gën a yokkaat liggéey bi pour que suñu athlètes yi di gën a performant ci compétition yi mag a mag yi. équipe nationale bu Sénégal bu taekwondo ñu ngi ñibbisi fii ci Sénégal demoon ci tournoi international de Paris bi nga xamante ni dina regrouper lu mat ay 1500 combattants pays yu xare ñëpp ci taekwondo dañ fa présent woon fële ca Paris yàlla def dañoo déplacé woon 5 athlètes yàlla sutural nañu ba ñu ñëw ak ñaari médaille de bronze ak benn quart de finaliste ak ñaari athlètes yoo xamante ni dañoo perte ci deuxième tour wàllu pumse ñoom ñibbisi nañ tamit fan yee passé tamit ci Corée du Sud muy compétition bu mag boo xamante ni day dajale pays yëpp yoo xamante ni dañuy def taekwondo 3 combattants la ñu yóbbu woon coach Ndar Niang moo leen jiite woon ba ñu indi fa ñaari médaille d'or ak benn médaille de bronze. ñu daaneel ak rugby bi CAN 2020 qualification yi Sénégal Île Maurice lépp noppi na. samedi lay doon ca stade Léopold Sédar Senghor gaynde yu Sénégal kon war a jàkkaarloog waa Île Maurice loolee nag daañu def lépp ngir mën ko matal muy qualification yi nga junjoo sànq Alaaji Makumba Bey ñii di waa fédération nag nee nañ lépp loo xam ne matuwaay la ñu waroon ko jël ngir yëf yi doon pomu neex te bañ a am benn gàllankoor def nañu ko Omar Diagne lañ ci déglu moom mooy secrétaire général bu fédération sénégalaise bu rugby. équipe bi Île Maurice moom ak Sénégal mosuñoo dajee ñoom mosuñoo dajee ci match rugby donc bii mooy première fois ñu nar a daje ñoom donc nekk na match boo xam ni mun nañu ñoom ñaar ñëpp kenn xamul sa morom à part ci papier bi nañ xamante donc nekk na match boo xam ni gars yi peut-être waajal nañ ko bu baax tamit entraîneurs yi parce que xamante nañ joueurs yi te équipe Île Maurice dafa nekk équipe boo xam ni dernière année yi dañu progressé bu bëri quoi donc ñu ngi leen di xaar Sénégal tamit équipe bi joueurs yi pare nañ te li ci am solo mooy équipe bi presque pratiquement les 3 quarts équipe yëpp c'est des locaux donc bu nekk lu bees loo xam ni daanaka ren lay am quoi booy xool équipe bi daanaka lépp ay Sénégal la woon moom mooy yi joué France ñoo ko doon constitué mais ren moom am nañ ci daanaka Sénégal kii local yu bëri yu ñëw ci équipe bi donc innovation bu mag la te loolu aussi je pense que dina permettre équipe bi gën a dynamique. mu ngi noonu ñoom waa fédération bi nee nañu kon bépp matuwaay boo xam ne waroon nañ ko jël nañu ko délégation yi yegsi nañu ñi ñuy xaar moo di officiel yi match Sénégal Île Maurice moom mu nga war a amee samedi kon ca stade Léopold Sédar Senghor 16h lay door. jërëjëf Abdou lii xibaar bu ñu dab sànq jóge ca sunu ndaw la ca Tëngéej adjoint commissaire de police bu Jaxaay nag dañ ko fekk tey ji mu faatu ci néegam mu nekkoon ca cité Karak corps bi nag daal di nañu koy yóbbu ca hôpital ngir ñu xam luñ ciy def ak autopsie bi. du web bi ñu ànd ci ak Oumou Diegane Niang. bés bu ñu jagleel jur gi ci Sénégal mbooloo mu takku teew na ngir xool ana nan la ñuy def ngir amal ay activités yu mën a jur koom loole la ñuy liir ci xët bu njëkk bu dakaractu.com opération ngir wàllum kaaraange police jàpp ci lu tolloog 249 doomu aadama ci banlieue bi muy benn ci titre yu ñuy séen ci igfm.sn suñu naataangoo yooyu di xamle ni ñoo ngi leen di toppee lu ci mel ni détention ak traficu yamba mandi mbaa yore gànnaay ak yeneen yu ni mel muy ab opération bu police tëj ci alxamis bi ñu waa Seneweb di yëgal benn meurtre ci Pikine bu ñu sukkandikoo ci seen source nag ñaari waxambaane yu doon xeex ba niki noonu faataale ci ab maire buy wuyoo ci turu Ndeye Diagne di goro ci waaraatekat bu siiw bu TFM oustaz Pape Anne kenn ci ñi doon xeex nag yoon jot na ko teg loxo waaye ka ca des gannaaw ba mu dawee ñi ngi koy wër ba tey Seneweb duñu xamal ni sëriñ daara bekk naataangoom yoon teggeegu leen loxo ba tey Cheikhou Gueye doon na ñaan ab liberté provisoire waaye kenn mayu ko
loxo bokk na ci itam ñu yoon teg loxo ñaari defkatu ñaawteef ci mbirum cocaïne bi ñu jàpp ca aéroport international Blaise Diagne ki ko xamle di Sene News ñu mel ne ab armée mexicaine waa APR jomm ñu ŋàññante ci seen biir ba ñëpp gis leen lu ko waral nag Sene Plus di xamle ne bokk na ci enrichissement illicite bi ñenn ci ñoom di def ci bitim réew groupe état islamique di xamle ci benn communiqué bu waa RFI.fr tasaare ne ñoom ñoo waral accident bi amoon ci Mali te fukk ak ñetti soldats français ñàkkoon ci seen bakkan tàggat yaram nag équipe beach soccer bu Sénégal mbébétam mooy qualifié ci anam bu kenn dul lam-laamee ci demi-finale yi sunu sport moo ñu ko xamal tour du web fii lay yam ñu leen di jaajëfal ci déglu bi. sant la bu baax a baax Oumou Diegane Niang quartier vert Amadou Sabar Ba. ngeen jëf dal leen a jàmm ci quartier vert. COP25 conférence bi nga xam ne moom mooy ëmb cadre yi nekk ci mbootaayu xeet yi jëmale ko ci li nga xam ne mooy changement climatique yi dinañ ko amal ci ñaari fan jàpp fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi ca Madrid ca Espagne Sénégal nag noppi na dem ca loolee gannaaw ba mu moolee li nga xam ne mooy contribution am boobu les feuilles de route nag dina tax rek ñu gën a mën a wàññi lépp li nga xam ne mooy saxaar yi maanaam gaz à effet de serre ci loolee amal nañ benn ndaje ngir waajal délégation sénégalaise bi war a dem ci COP25 boobu ñu teewlu ci compte rendu Oumou Kalsoum li ci ñaar fukk ak juróomeelu conférence partie convention cadre yu Nations Unies bu soxal wàllum jafe-jafe jaww ji Sénégal bëgg na wàññi téeméer boo jël ñett ci li gaz à effet de serre di jur fii ak 2035 secteur yamul laal nag bari lu ci mel ni wàllum mbay mi industrie bi ak wàllum dem ak dikk bi Madeleine Diouf Sarr nekk division changement climatique ci ministère bi yore wàllum alam gi. dina am aussi ay négociation yi moom mooy tax ñu xam nan la dëkk yi di defee seen contribution par rapport tàngaay bi nu muy duggee ci àdduna bi xool ni ñu koy wàññee donc dëkk bu nekk dafa jël engagement léegi nag ci engagement boobu il faut ñu xool ni ñu koy defee ku nekk day wax lu mu mun ak lu mu xalaat ne buñ ko jàppale mu def lu ëpp loolu en tout cas te du gaañee économie moom. ngir xeex lépp loo xam ne day indi ay jafe-jafe jaww ji réewum Sénégal taxaw na ngir def kéem kàttanam ngir wàññi loraange yi gaz yooyee di def ak njeexitalam ci askan wi kii di Abdou Karim Sall nekk jëwriñ ñu dénk wàllum alam gi. li am solo mooy dafa am une position africaine boo xam ne ci temps yële ñu passé toog nañu waxtaan parce que bu ñuy dem ci ndaje yu mel noonu il faudrait que Afrique am benn voix loolu harmoniser nañ ko ba pare. délégation Sénégal ci COP25 dina boole ay experts yu bàyyi ko ci ministère yu bëri ak secteur privé parlementaire yi ak collectivités locales yi ki ko nar a jiite rek nekk jëwriñ ñu dénk wàllum alam gi ak développement durable. contribution bu yees boobu bu Sénégal xam ne dañ koo càmbar sax waaj nañ ci ay pexe yoo xam ne jëmale ko ci li nga xam ne mooy climat bi li nga xam ne mooy marché carbone bi ak nu ñuy wutee lii di ay financement loolee bokk na ci yenn rëq-rëq yi ñu déglu ci kii di Ousmane Fall Sarr mooy président bu comité national sur les changements climatiques. suñu préoccupation mooy nañ am financement bu leer maanaam lépp loo xamante ni ndimbal la lu ñu war a jox pays néew doole yi pour ñu jànkoonteeg changement climatique dafa war a doon loo xamante ni lu takku la lu leer la lu bokkut ak beneen xeetu ndimbal boo xamante ni réew yi daan nañ ñu ko jox ñu bañ ko jaxas ni ñu koy tëralee at par at aussi il faut mu leer pour que ñu bañ a am benn mbetteel anam yi ñuy defee transaction yi man jënd ak njaay moom ñun am na ci yenn ponk yoo xamante ni d'accorduñ ci dañoo bëgg boo waree jaay am na yenn secteur yoo xamante ni waruñ bokk ci domaine yi nga xamante war nañ jaay crédit carbone yi ñun nag ñu ne secteur yëpp ci lañ war a bokk. lii di gàncax gi ak coppite jaww ji ci Afrique de l'Ouest ñu waxtaane ko fii ci quartier vert ci loolee benn ndaje amaloon nañ ko ci àllarba ji fii ci Ndakaaru ngir lancer boobile observatoire li ko tax a jóg nag bokk na ci gën a ñoŋal ak lépp li nga xam ne moo ay xibaar ci lu ni mel fii ci sous-région bi dina tax tamit ñu gën a mën a aar lépp li nga xam ne mooy ressources naturelles yi ñu teewlu ci Virginie Léontine Sagna. aar gàncax bi ci Afrique sowu jant nekk lu leen soxal looloo waral ñu tëral benn observatoire régional jumtukaay la buy gën a jàppandal dogal yi ñuy jël ngir aar alam gi fii ak at yi ñu jëm. Cécile Tassint-Pelzer njiitu coopération wu Union européenne ci Sénégal. un programme important de l'Union européenne. ab programme bu am solo bu Union européenne ngir aar gàncax bi programme la boo xam ne itam dina intervenir ci ay réewu Afrique yu bari. de l'Afrique. jumtukaay boobu dina tax ba ñëpp ñuy liggéey ci wàllum alam bi mën a weccoo ay xibaar Aïssa Kabo moo teewal commission UEMOA ci Dakar. après sa mise en place. gannaaw buñ ko taxawalee observatoire bi dina méngoo ak matuwaay yi mu taxawal.
amal dina doon li tax ba ñi nga xam ni jël nañ kàddu waaye surtout waa UEMOA taxawal ab plan d'action waaye itam wone Pastef ak yombal taxawaayu ñëpp ci jafe-jafe yu soxal wàllum biodiversité. de la biodiversité et des aires protégées. suñu sukkandikoo ci rapport plateforme intergouvernementale ci biodiversité ak service écosystémique lu mat million ci ay espèces mala ak i garab soo moytuwul dinañu nax saay file ay at yi di ñëw. boobule observatoire nag dina tax ñu gën a mën a am ay xibaar yu wóor jëmale ko ci li nga xam ne mooy gàncax gi waaye tamit li nga xam ne mooy ay ressources naturelles yi ci programme bio PAMA bi nga xam ne sax dañ cee lëkkaloog Union internationale pour la conservation de la nature ñu déglu directeur régional bu union boobu Aliou Faye ci micro Virginie Léontine Sagna. observatoire bi li ñu lancé tey dina tax ñuy saytu di xam parc national bu nekk fu ñu toll ci mbirum li ci biir menaces yi yan données la ñuy soxla ak nan lay remonter ak ñëwaat et puis dinañ xool aussi nan la ñu war a liggéey ak politique yi ak organisation régionale ak organisation même nationale de la société civile pour que ñëpp participer ci mbir mi nga xam ne mooy observatoire am solo trop. Quartier Vert jeex na dig daje semaine bii di ñëw ci beneen numéro. bonne santé tuberculose maanaam sëqat su tar si tey jii Nafissatou Sylla moom la ko jagleel. dal leen ak jàmm pharmacorésistance tuberculose mooy su fekkente ne doomu jàngoro bi indi tuberculose di bacille de Koch traitement bi reyu ko traitement boobee nag tënku ci ñaari molécules yi le xam nga bu ñu faj tuberculose dañu boole ñeenti antibiotique te ci ñeent yooyu dafa am ñaar yi nga xam ne ñoo ci gën a efficace rifampicine et l'isoniazid mais bu ñu demee ba nga xam ne ñaar yooyu mënatul faj bu boobaa la ñuy wax ni kii kat dafa am résistance ak traitement bi loolu nag mën nañ ko am bu fekkee ni malade bi ci boppam ni mu waroon a fajoowu ko. bu ñu sukkandikoo ci docteur Aliou Niang bu bureau prise en charge de la tuberculose multirésistante ca programme national de lutte contre la tuberculose ci àdduna bi yépp buñ ko xaymawee wàññi nañu lu war a mat téeméeri junne nit yu amee tuberculose multirésistante fi ci Sénégal nag xayma bi mi ngi toll ci ñetti téeméeri ki ñaar fukki cas waaye forme tuberculose bi la am na paj bu am solo bu ci am. il faut que nit ki faju lu tollook ñaari weer mu topp traitement wam ni mu waree nombre de comprimés yi mu jël ko ni mu ko waree te garab bi aussi ñu fexe ba bu koy jël ki nga xam ne agent de santé da koy superviser. ngir moytandiku nag jàngoroy sëkkat gu tar gi daal di law faaw rek ñu am matukaay yu am solo yu ñuy jël comme itamit su fekkente ne forme tuberculose bu simple bi la. xam nga tuberculose dafa nekk li nga xam ne ñoo ngi koy wàllantee ci noyyi ki am feebar bi mooy saqat wala mu tisóoli ki nga xam ni wér na ñëw noyyi loolu kon ki am tuberculose pour wàññi liy génn ci gémmiñam buy saqat ñu ne ko nay sol masque boobu mën na ko sol lu tolloog fukki fan ak juróom nga xam ne buñ ko joxee garab yi dina wàññi lool ba dootu mën a wàlle ñi nga xam ne nag dañ ko jege à partir de ce moment bu fekkee ni kër docteur la dafa am yeneen masque yi nga xam ne moom lañ di jox te nit ki aussi dafa war a xool buy saqat nan la war a saqatee booy saqat da nga war a jël mouchoir. fii la ñuy yem ak yéen ak bonne santé ñu leen di jox dig daje ëllëg incha allah ngir beneen numéro. ganu xibaar yi. gan gi ñi ngi ko doon wax sànq mooy secrétaire général au ministère de l'élevage Mamadou Ousseynou Sakho monsieur le secrétaire général ñu ngi lay nuyu. ñu ngi leen di fay. tey jii journée nationale de l'élevage juróom-benneelu bëccëg bi biñ ko sosee ak léegi mu amee woon ca Kayal président de la république ci tontoom liñ ci jàpp mooy dina yokk kon fonds bi nga xam ni moom la ñuy jëndee xont bi muy dem ba 4 milliards ñaata la sax fi mu ne nii. waaw actuellement nii teel na xool compte bi 45 pour département yi 2 milliards bi teg na. waaw teg na quoi monsieur le xam naa ëpp na ñaari milliards. bon la fa nekk. léegi mu ni dina ci dolliwaat mu dem ba. waaw dina ci dolli ñaari milliards. ci pour assurance bi ñu am bi ci ak mooy assurance panafricaine boobu. donc du ñu fay Sénégal lu tolloog 20 millions de dollars. pour donc lu toll ci agriculture bi ak daal dimbali nit yi. mu ne ci loolu danañ ci 2 milliards yi nga xam ne dina renforcer fond boobu. voilà moom loolu dong la mën a dimbalee sàmm si. ah mais xam nga 2 milliards non loolu rek da nga déglu c'est que da nga déglu wax déjà xam nga c'est que nee na déjà 8 milliards joxoon na la ko ci aliment bétail. ñu subventionné ko. ba ñu ko subventionné donc 50% boobu léegi daa ngi ciy liggéey chaque fois. non loolu yàgg na de loolu du woon 2013. waaw 2013 mais loolu lay liggéey ba léegi. waaw non 2000 non dafa naan xam nga 8 milliards yi 2013. 2012
bi ñu ñëwee. mu ngoog waaw 3 milliards 955 millions lañ ci jëkk def. loolu la ñu tegaat ci tuuti ñu dolli ci 1 milliard mu tegaat ci tuuti ñu dolliwaat ci 3 milliards 200 donc ci ay at la. donc ren encore ñu daal 2 milliards def ci. loolu nag c'est que déjà c'est que da nga jël de loolu moom maa la jox parce que xam naa lu nekk suñu région bi. defe naa ne loolu moom état Sénégal ak moo ko defal càmmam. ci biir xeex bi loolu am na. te tey c'est que da nga déglu baax discours bi nee na DER déjà benn année de fonctionnement jox na ci lu mat 5 milliards au secteur de l'élevage te parallèlement dooli na 3 milliards ci fonds stabilisation bi nekk ci ministère de l'élevage pour ñu gën jàppale éleveurs yi ci wàllu donc boobu na liggéey mu dolli woo surtout jeunes yi nag ak jigéen yi pour ñu profiter ci mécanisme yooyu pour mën ci liggéey. voilà mais baal ma nga ni DER joxe na ñaata milliards 20 milliards pour élevage. déedéet dama ne la DER en 2000 ci 2000 bi mu ko démarré. jox na 5 milliards. ok ak tey élevage yi. ok d'accord. xam nga waa 5 milliards bi sax teg na. ci diggante donc les différentes activités ñu fa laajoon crédit. ok d'accord mu ne loolu encore mu jaay moom 3 milliards. def ko ci mécanisme nekk ci biir ministère de l'élevage pour faciliter encore éleveurs yi pour que ñu jot ci bor. donc je crois que ça c'est important. très bien. ba pare mu ne. ci biir discours bi. am na projet PAS régional d'appui au pastoralisme. 16 milliards la. bi nga xam déjà il est en cours d'exécution. am na beneen projet bu ñu pour trouver projet de développement des exploitations pastorales dans le Sahel. de 15 milliards kooku dafa nekk en instance de démarrage. donc xam nga kon du 2 milliards donc lu ma wax noonu ay milliards yu bëri la. waaw. d'accord muy PAPS ak beneen bu bees bi. waaw PDPS. PDPS waaw. waaw. léegi xontu jur gi ñëpp xam nañ ni mooy jafe-jafe bi ëpp doole ci mbirum càmm gi bu weesoo càcc gi ak te càcc gi beneen problème la. léegi ñoom 50 000 hectares yi ñu laaj ca waa SAED ñu jox leen ko ñu bay ko foofu est-ce que li mu ciy tontu dëgër na daa mel ni daa fenati de. non fenati xam nga loolu moom. éleveurs yi ñoo wax seen bëgg-bëgg. xam nga loolu soo waxee bëgg-bëgg aussi il faut ñi ko seq xool li nga bëgg naka la mën a nekk. dafa ni ne ministère élevage ministère agriculture ak collectivité donc territoire yi ñu xool loolu naka la mën a nekk. je crois que loolu mooy réponse. mooy ñëw 50 millions loolu laaj lu nekk il faut ñu étudier xool li nga laaj naka la mën a nekk. ndax mën a nekk ba lu nekk donc je crois que c'est une moom bu mën a réponse favorable. parce que du la wax ñëw laaj li nga xam ne amagul étude amagul dara gars yi ñoom lii la bëgg loolu il faut ñu toog xool loolu ñu bëgg naka la mën a nekkee ak naka nañ ko mën a defee ak fekkee duñ ko def lan la mën a jur donc je crois que loolu lu war a seetlu. mais 2 milliards yi est-ce que dina régler problème bi wala réewum sous-développé la itam ku ne da ngay mos. non ça veut dire xam nga loolu lu ñuy wax loolu opération sauvegarde bétail la fekkee dimbali jur gi. mais le véritable problème je crois que ci temu bis bi mooy li ñu wax il faut ñu def culture fourragère culture fourragère de 50 000 hectares yi rek parce que tey jii c'est que da nga ñëw région yu bëri gaa yi nga def culture fourragère mais naka nga koy gën a renforcer ba amplifier que parce que li ñuy wax concentré boobu même su ëppee day indi tuuti problème. parce que tey jii da nga dugg femme yu bëree Dakar ñoom ñu ngi dégg li may wax da nga am ay maladies yi nga xam du ay maladies xëy na yu xam ne ay maladies infectieuses mais ay maladies métaboliques la loolu lu koy indi fekk ay day am trop de concentré dafa mel ne que rind mais lekk jur dëgg-dëgg ñax la donc parce que ñoom c'est que su ñuy wax ay ruminants ne duñ luy duñ il faut nga jox ko ñax mu doy te dafa am li nga xam ni nombre de kilos bi war am par jour donc loolu je crois que c'est extrêmement important ce que nous bëgg développer suñu élevage il faut que ñu maîtriser forage bi il faut que ñu xam naka lay dafa am ñax mu doy ñax mu baax ñax mi nga xam ne loolu moom mooy tax meew mi secrétaire de wàllu meew la njëgu meew mi yomb mais c'est nañ ko bëgg def ak li nga xam ne ay concentré day jafe ba pare te indi ci wér-gu-yaramu jur gi sax ay problèmes yi nga xam ni mën na jàpp ba ci ni muy juree ci problème de reproduction yëpp da ci am donc je crois que c'est important que thème bi éleveurs yi xam également que ni du état bi moom mooy bay ñax état bi day mettre seulement le cadre les appuyer pour que ñu mën def donc culture fourragère donc ñoom ñoo war jël des initiatives il y a des éleveurs qui sont en train de ñu ngi jël initiative mais il faut que loolu nekk une pratique généralisée nga xam ne fépp lu koy def je crois que loolu moom mooy li nga xam ni
moom moo mën a jëmale sunu élevage kanam. léegi ci wàllu culture fourragère yooyu par exemple est-ce que jiwu wi ku ko soxla dina mën a yomb lu mel ni li ñu gis démb RTS reportage bi ci def waaja nekk ca Matam sëq na jur gaa ngi ciy lekk bu baax a baax mais par exemple est-ce que disponibilité jiwu beeg yooyu yëpp am na fi. waaw xam nga kooku ñu ngi koy def par exemple tey soo demee ci diggu service départemental bu élevage bu Linguère. am na des champs école bi nga xam ni ñu ngi ko koy développé ak FAO. loolu ku bëgg butir soo fa demee dañ la daan la yox butir nga dem. tey jii am na ay femmes damay wax femme par exemple soo demee béykat ji am na femme bu ne aw Alassane Sow mais ci biir foofu moom tam dafa nga xam ne léegi lu ñuy wax mën na dafa nekk sa entrepreneur fourrager day jaay butir yi doo ay gem da nga koy ji xam nga da nga koy dugal ci biir suuf mu jebbi. dañ koy jëmbat donc dañ koy jëmbat voilà mu jebbi je crois que loolu c'est extrêmement important donc champs école yi également ñu ngi ciy liggéey ak FAO parce que actuellement am na ay yeneen champs yi nga xam ñu ngi koy def. parce que daaw FAO bi nga xamee ni dafa jëw Alibaba bétail bi di ko may du naa ko non c'est que nag ka may dee naxasaay naka lay def ba gars yi dina koy njëkk boo xam ne après daan ko soppali def ci culture fourragère bi ñu ci d'accord ak ma bu def ko ñu jaayee saako aliment bi boobu bu FAO bi 2000 francs tey jii 2000 francs yooyu jël na lu mat 78 millions yi nga xam ne gars yi ñu ngi koy def encore ay champs école fourragère yi nga xam ne dañuy jàngal nag nan koy béyee dans surtout la zone sylvopastorale jàpp ay Podor donc je crois que c'est culture bi nga xam ne fekk éleveurs yi jàpp nañ ci xam nañ ci gëm ni que ni pour que nag bi jox la plus de fu doy meew wu doy da nga war a fexe ba ñax mi jege ka mu dox gën a néew je crois que dana baax ku suñu kam te on est obligé parce que lu may wax du nekk période de changement climatique besoin nit ñi day yokku te pour que mu yokku mun il faut que ñu changer suñu système d'élevage sinon du ñuy toog ba nga xam ni l'essentiel li ñuy lekk ni ñu ngi gën a population. ñuy jégalu ci dagg-dagg bi ndax dafa ne ci yoon wi di ñibbi si jamono bi. waaw daa mel ni da ngaa xawoon a rëcc sànq de. ah bon. waaw non xam naa dama nekk ci autoroute bi. moo tax si expliqué naa ko léegi yéen a ngi ci yoon wi di ñibbi si. waaw léegi depuis ngeen commencé sensibilisation bi pour nit ñi jur gi ñuy bay loo xamante ne nii dañ koy mën a jëfandikoo te bàyyi màngaan geek yu mel noonu est-ce que yéen a ngi sentir ni sàmm si ñu ngi ciy dox ay jéego parce que damay xalaat koo xamante ne nii ñaar téeméeri nag la yor bay lu mu leen dundale itam dana xaw a doy waar de. non ça c'est vrai waxuñu que ni par exemple ñooñu xëy na mënuñu doon ku bay lépp. xam nga mais tey jii par exemple c'est que da nga gis ay forages yi nga xam ne avec le fait il y a beaucoup de forages donc qui ont été faits donc déjà il y a les pâturages naturels c'est-à-dire que pâturage naturel yooyu il faut que ñu ne à bon escient moytu muy am feu de brousse donc loolu déjà kooku lekk juga parce que dans le temps tapis herbacé bi am bi yëpp c'est sûr et certain que kooku je crois que les personnes xam nañu ko un tiers du tapis herbacé day xam nga 2 tiers yi day yàqu un tiers bi peut-être après nañu utiliser donc loolu te lu nu war a jëfandikoo la donc gérer rationnellement parcours naturel yi beneen bi mooy les sous-produits agricoles lépp loo xam ni par exemple du ko bay di ceeb ñaxu ceeb bi mën nañu ko valoriser pour aliment bétail donc daf ko bay à l'urée nga xamante ni yokk protéines yi tout ce qui est tige de mil bi sorgho donc loolu yëpp mën nañu ko utiliser pour l'aliment donc il faut que éleveurs yi xam ni duñu war a def des réserves fourragères je dis que c'est vrai qu'on am nañu problème de sécheresse c'est vrai que am nañu des problèmes climatiques mais tey jii soo demee ay réew yu mel na bitim réew mais duñu am la neige te dañuy def neige bi ñoo ñu ëpp ay nag fuuf benn nag du génn duñu ko ci ay cage mais bu la muy ñëw dina fekk ñoom ñu dajale lépp lu ñu war a lekk dañ ko jox mais ñi il faut que ci saan loolu xam ne lu war a sonn pour que nag bi pour que xar bi jox ñu mais du xar bi dafa war a di sonn ba pare dañuy jox loolu mooy problème mu élevage Sénégal et en Afrique en particulier dafa mel ni élevage bi la du nekk au stade de la kër stade da lay jox la nga jël loolu doo ci investir lu bëri loolu nag te dañu koy def bon vraiment du yóbbu ci élevage léegi nag ce qui est motivant mooy am na des modèles c'est-à-dire que mënuñu lu wax dara ci élevage tey ji au Sénégal fi nga xam ne amul modèle ce qui est intensif am na des modèles réussis ce qui est semi intensif la am na ay modèles réussis léegi naka nañu def ba loolu nekk tache d'huile te vraiment je le dis mais tey jii par exemple lu bëri ay pays
kooku les gens le contactent c'est que dañuy def par exemple production laitière naan il faut ñëw Sénégal xool li gars yi commencé je crois que loolu c'est important que gars yi xam ni lépp lu ñu bëgg def am na fii suñu réew léegi naka nañuy def ba éleveurs yi mën ko adopté xam ni nag il faut que ñoom ñu investir physiquement investir financièrement investir intellectuellement pour que élevage bi mën a jëm kanam. mais beneen poñ bi ma bëggoon ñu laal ko laataa ñu lay jéggal ndax dégg bi itam neexut lool. mooy amélioration de la race. tàmbali woon ngeen ci ay jéego ci wàllu insémination artificielle est-ce que mën nañ def bilan bi est-ce que am na satisfaction parce que am nañu itam ay échecs yu bëri yu ñu ci nemmeeku woon. waaw xam nga man foofu lu may wax moom mooy pratiquement Sénégal dafa joué un rôle pionnier dans la sous-région xam nga man technicien la par exemple tey jii secrètement terminé téeméer baax nag ma am fukk yoo xam ni baax na ñun ma xam nga du loolu baaxul juróom-ñeent fukki ba man technicien la dama naan comme que fukk yi baax na man juróom-ñeent fukk yu baaxul naka laay def ba mu baax parce que boobu tax amul benn mais les gens par exemple beaucoup comparer les normes par exemple dépassement d'élevage donc loolu moo indi problème bi du naan résultat yi baaxul am na résultat mais naka nañ def ba améliorer c'est vrai que on a ça man je dis on a trituré c'est-à-dire depuis on reste sur place ñu ngi tagé loolu nag war a def parce que éleveurs yi ñu ngi baaxul mais moi je sais en tant que technicien comme léegi j'ai fait 30 amul dëkk boo xam ni am na mais ñu on a jam c'est que daf ñu am région du on aura accéléré donc il faut que c'est une chose incontournable il faut qu'on se le dise c'est-à-dire que du koy def dem mais comme je dis xam nga en matière de vulgarisation dafa am lu ñuy wax des thèmes simples ça veut dire thème bu simple tey bëgg naa def poulet de chair damay jël ma def mais dafa am lu ñuy wax des thèmes complexes et l'insémination du thème complexe bi nga xam ne tey jii secrétaire ni dafa am un taux il faut que analyser échec bi c'est à quel niveau quels sont les paramètres qui ont échoué est-ce que c'est au niveau du technicien est-ce que niveau animal bi est-ce que niveau alimentation est-ce que niveau est-ce que niveau organisationnel bi la. d'accord léegi ci poñ bi ñuy mujjee mooy vol bi maanaam càcc gi est-ce que bi loi bi jàllee léegi sàmm yi li ñu leen di wax mooy tane na léegi sàcc gi wàññeeku na wala déet. bon ça vraiment c'est aussi ça veut dire que on sait que vraiment en termes réglementation termes organisation termes et collaboration des services vraiment ak organisation éleveurs yi ñu ngi def effort yu bëri mais ba léegi vraiment dina am des cas de vol et d'habitude day am problème du naan jàpp nañ ko libéré nañ ko mais quelquefois aussi je disais am problème parce que problème bi mooy la preuve kenn la établi que loolu donc y a tous ces problèmes nanu nekk loolu nanu war a xool naka nanu mën a def mieux s'organiser comme la parce que d'habitude je dis lu ëpp ci vol de bétail bi ci abattage clandestin lay jàll. mais Sakho foog ma yeewi la parce que dégg bi neexul dara te. mais c'est très dommage. oui non boo ñëwee booy ànd ak Mamadou Amar Ndione ci français bi. yaakaar naa dina fekk nga yegg si ci lay dàqe te moo ma gën a dégg élevage. bon d'accord. il parle 30 ans de service donc là ñoo am non incha allah waaw yow kay interview vétérinaire sax nga ko def ak interview ancien directeur de l'élevage des programmes yi ci bëri yaa ko supervisé woon. jërëjëf voilà merci. Mamadou Ousseynou Sakho moo nekkoon sunu gan téléphone bu naqari moo tax fii la ñuy mujj mën a yem ñu di ko gërëm bu baax a baax dina gën a leer bu ko yàlla dogalee ci xibaari français yeeg Mamadou Amar Ndione bokk na ci li ci gënoon a fees ñiy tonni mbalit mi nee nañ UCG amel na leen lu toll ci juróom-benn milliard sonn nañ ci xaar bi juróom-ñetti weer ci tey ji ñuy topp bor bi bëgg ñu fay leen ko loi bi ci contenu local ci pétrole bi na ko gouvernement bi xoolaat am na ci lu baaxul te jar naa soppi bala ñu ko wotee bis biñ jagleel woon càmm gi tey ji moom lañ daaneel woon sànq ak gan gi sàmm si yeggee président de la république seeni tawat mu ni dina yokk fonds bi nga xam ne moom la ñuy jëndee aliment bi mu dem ba 4 milliards mu ni moom itam dina soobu ci càmm gi yem fii di leen gërëm bu baax a baax fii ak 4 minutes Mamadou Amar Ndione ci xibaar yi français yi 23h à flash minuit RFM nuyu